mbokk Thiénaba TV mi ngi jaar ci YouTube nag day kër goo xam ni dalloo na télévision yu bari waaye télévision ba ëpp fayda mooy ba ëpp ñu ko seetaan ba ëpp ñu ko abonné ba ëpp ñu cay commentaire kon mbokk yow mi seetaan ba pare aboneel ngir dolli ñu chance ñu gën a jëm ca kanam bësal cloche bi dara bañ laa raw waaye commentaireal ngir mbir mi gën a am fayda. asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ci santam di jiital ci nuyoo bi Serigne Abdourahim Seck xalifa général bu Thiénaba yàlla may ko wér guddal fanam lool yàggal ko ci kanamu jabootam di nuyu le chef de village Alassane Niana Seck di suñu xarit di suñu kóllëre di nit ku baax di nuyu Ilimane Serigne Cheikhou Ahmadou Seck di ko ñaanal yàlla guddal fanam barkeel ilimaanam ak njiiteem ko képp ku mu jiite lu mu la jiite yàlla nangu seeni julli yooyu di nuyu le président notre maire Abdou Gningue ci xalaat bu rafet bi nga xamante ni moom la xalaat tey ba woo askan wi pour gunge leen ci li nga xamante ni mooy li xew te mu bëgg leen ci gunge di nuyu aussi Serigne Abdou Ndiaye muy directeur formation ASP mu ngi nii moo leen war a defal exposé waxtaan ak yéen ci affaire projet bi projet yi naka lay tëddee ak nu muy demee ndax moom yàgg na koy def di ko gërëm di ko sant ci teewaayam ñëw gunge leen ci bu ñu ko jëlee bu ma paree li may exposé bu paree moom dina jël exposé bu paree am ngeen 5 minutes pour demander ay questions moom mu tontu leen ci question yooyu. di nuyu aussi conseil local de la jeunesse ñoom it ñëw nañ fi ñu ngi fi teew di nuyu Serigne Fallou Cissé aussi muy représentant zone 10 moom it mi ngi fi teew di leen présenter aussi bureau bi nga xamante ni mettre nañ ko en place teg ko fi nga xamante ni président ginnaaw bu mu déggee ni bi mu jotee message du président de la république ci 450 milliards yi mu jagleel emploi des jeunes mu ni moom nu muy mën a gungee askanam ci biir commune am moo di mu foo ñëpp dajale leen initier leen ci mbir mi xamal leen ko jàngal leen ko waaye du ca yam day jël ay nit recruter leen fay leen salaire par weer bu nekk pour ñu gunge askan wi ci bind nu ñuy naka la ñuy bind projet naka lañ koy defee yamu ci moo tax mu jël directeur andi ko fi pour que moom mu expliquer leen moom mi nga xamante ni nekk na ci biir te yàgg cee liggéey mu expliquer leen affaire bi naka lay tëdde bu ko defee nag projet yi commencé ñëw ñi nga xamante ni ñoom la fi jëloon recruter leen ci mooy Sidi Bey mu nga nele toog moom yaa xàmmee ngeen ko bu baax di ancien inspecteur de la jeunesse moom itam mooy fi nga xamante ni mi ngi ci biir bureau bi yore projet yi di leen ci gunge Khalifa Dieng bi nga xamante ni moom itam xam ngeen ko seen doom la seen lépp la mu dëkk ci dëkk bi moom itam mu jël ko mu nekk fi di fa liggéey ak ki nga xamante ni moo nekk Xaali Seck moom di collaborateur bu président Abdou Gningue xam ngeen ko bu baax moom it fi la nekk Moussa Gueye aussi dafa xaw a jagadi nañ ko ñaanal yàlla wéral ko delloo ko ci sagoom ba mu dellu siwaat ci suñu biir ñun moom itam ci la bokk mu jël ko ëndelaale ko fi waaye di gërëm aussi di dalal aussi Moussa Ka mi nga xamante ni moo représenté collectif des partis ànd defar Thiénaba mu ngi nii toog moom itam da koo wax moom itam mu ñëw journée bi nag lii nuy liggéey tey journée d'échange lañ koy tuddee maanaam wecconte ak séddoo ay partage ci emploi des jeunes naka la war a tëddee loolu mooy sujet bi nga xamante ni moom la ñu war a waxtaane looloo tax nag ñu ni kon léegi nañu woo population bi yëpp donte am na projet yoo xamante ni jiitu na fi ñii nga xamante ni ñoom lañ leen limal ñu nekk ci bureau bi ñoom yóbbu nañu leen Dakar DER ñu defi formation ni ñu binde projet yi ba ñëw kon war a commencer liggéey bi noonu la tëddee noonu lañ ko bëgg a doxale pour dañu nekk ci koor nag bañ dara yàgg moo tax exposé bi day doy noonu ci xalaat ci wax ne rek li nga xamante ni moom lañ ci jublu déjà xamoon ngeen ci lu bari di gërëm aussi di dalal aussi presse bi suñuy collaborateur lañ suñu ñëpp la suñu lépp lañu lu ñu teewle mu ñëw te it doyoon na sax presse bi relaté woon ko ñu bañ leen a déranger ci koor gi waaye nag ñëw fekkee li la ci jaaxal nga laaj ko dafay lu gën a leer di sant aussi Bamba Ahmad Bamba li aussi di ko sant bu baax ci collaboration ñoom ñëpp Cheikh Gueye ñu ngi fi ñoom ñëpp a ngi fi gis nañu jeunesse bi gis nañu góor ñi gis nañu jigéen ñi yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu Abdou Ndiaye defee exposé bi ba ngeen def question yi ba pare dinañu jox Boy Diop
mu def benn témoignage tuuti rek après ñu jox président wax nag illa ji ak naka leen mën a gunge ak lan la ci dolli ak lan la ciy xaar ci yéen ak li muy yaakaar yëpp di bëgg-bëgg foofu lañ ci yem wasalaam jërë ngeen jëf. waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah. donc ñi fi nekk ñëpp ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sunu xalifa Thiénaba di ko ñaanal yàlla defal ko wér-gu-yaram ak gudd fan ba li mu naal yëpp ci dëkk bi ak ci yoon wi yàlla may ko kàttan ba mu def ko. fi ci des di teg nuyoo beneen bi ci loxo président Abdou Gningue jàpp ni duñ ko ci tegee dina àgg ci mbooloo mi yëpp ndaxte comme dafa am ñu ko doyloo teg ko ci seen kanam jiital ko kon dañuy jàpp ne jiital boobu ñu ko jiital dina tax mu doy pour ñu jël nuyoo bi teg ko ci loxoom pour mu àggale ko ci ndaw ñi àggale ko ci jigéen ñi àggale ko ci mag ñi àggale ko ci population Thiénaba yëpp nga xamante ni moom moo tax muy jóg di daw guddi ak bëccëg suba ak ngoon pour di xool nu mu yokki dëkkam. je pense que ni loolu dafa nekk loo xamante ni dafa xaw a jafe ci réew mi léegi ndax nit yàlla dafay def su ko mayee tuuti kàttan wala mën-mën léeg-léeg mu jàpp ni dafa gën ña mu dëkkal léeg-léeg mu du nangootee dugg ci région yi Dakar lay dëkk féete fa mais président Abdou Gningue heure boo ko wooyee soo leen waree gis sax mu ne nan daje Thiénaba. je pense que loolu fierté la. je pense que ni suñu nekkee ci département bu mel ne Thiès suñ fi amee ku mel ne président Abdou Gningue c'est une chance pour le président de la République Macky Sall. kon loolu je pense que ni dafa am solo ñu xamal ko ñi nga xamante ni moom lañ dëkkal en tout cas man de damay wax ni politicien mënatuma impressionné. politicien mënatuma impressionné te nit mënutut ma wan ci politique loo xamante ni xañ na peut-être gisuma ko woon wala mu yóbbu ma fu ma demul wala mu kii ma mais président Abdou Gningue démb ci guddi la ma ko wax ma ne ko yow loo ma sant dinaa la ko defal am nga cër boobu ci man. su doon Tamba la ma xëy suba ànd ak moom dem Tamba. rawatina bi muy Thiénaba bii ma dëkk ci gox bi dëkk Xombol donte Dakar laa jóge mais damay wax rek ni sunu diggante moo waral loolu. ndax heure bii démb maa ngi Tëngéej Rufisque nekk fa ak le ministre d'État Mbaye Ndiaye ak Modou Fall directeur emploi ak waa DER ak l'expert Amadou Sène Niang bi wax ci mbir développement collectivité territoriale ñu bokkoon jataay bu mel nii donc kon lii day sunu bëgg-bëgg duñ koy def ngir xaalis duñ koy def ngir dara mais képp kuñ ko séqal ñu jàpp ne ña nga nekkal war nañ leen ci bokkal waxtaan rek dinañ ko def parce que dañuy jàpp ne réew mi duñ ko bokkee kenn ku ci ne dafa am pàcc boo ci nekk dafa am loo ci war a dox pour que kenn ku ci nekk gis ci boppam que dëkk Dakar ak que dëkk Matam que dëkk Thiénaba que dëkk Xombol ñoo yem ci réew mi kenn ku ci nekk war ci jël sa ca wàll te lii nag mooy tax ñu mën ci jël suñu wàll ndax li ñu dugg duñ ko xamul duñu xam nan lañ ciy doxee te duñu xamul nan lañ ciy doxee lu bari daf ñuy rëcc te duñu lu bari rëccee après ñuy toog di sànni xeer wala di woote di wax fekk ñun nag ay la yéwén ñun ñoo tooñ suñu bopp ndax ñoo amul woon information bi tax ñu xam lan mooy nekk paaru Thiénaba ci li nga xamante ni moom la président de la République génne di wax ne maa ngi am aussi plaisir ànd ci ak sama frère sama mag muy Madior Dieng nekk Thiès ñëpp ràññee ko ci ñi nga xamante ni ñooy taxawal le président Macky Sall mais muy xarit ci le ministre de l'Intérieur Antoine Diome chaque semaine nga koy gis muy ànd ak moom di photo wala ñuy ànd ak ñoom ci ay réunion ndaxte la leen boole woon du woon poste ministre waaye dañoo àndandoo woon jàngandoo yàlla def kii nekk ministre kii nekk leneen yàlla boole leen dara soppeekut seen diggante ba tax saa su ni moom it muy ànd di jàppale le ministre Antoine Diome mu dëkk Xombol gii ñu bokk koñ bokk dëkk donc su loolu weesoo damay wax ni ñëwuñu fi pour joxe ay leçons vraiment matewuñ ko ah ñëwuñu fi aussi pour di def benn leçon inaugurale comme ni ñu koy waxee mais dañu ñëw pour partager ay expérience comme ni ko kilifa gi waxee ndax kenn ku ci nekk am na jaar-jaar kenn ku ci nekk am na foo dem kenn ku ci nekk am na loo jot a doxal sa àdduna te expérience bi kenn ku ci nekk am moom ngay partager ak sa morom pour que ñu xool li nga xamante ni mooy li ci gën ñu mën ko utiliser. alors li waral ndaje bi nag dafa am lu ñuy wax contexte ak prétexte contexte bi mooy président dafa wax ndaw ñi ni dégg naa leen comprendre naa leen
mu ca jógee mu woote benn conseil présidentiel di wax ci mbiru ndaw xëyu ndaw ñi ba mu ko wootee mu am benn appel bu mu lancé appel boobu nag ña am chance peut-être dégg appel bi ñoo ciy mën a wuyu dégg appel bi nag du mooy wax naan rek président woote na déedéet mais dégg appel bi mooy xam lii mu woote nii ban taxawaay lañ ci war a am parce que président dafa jël 450 milliards ne dama koy jël joxe ko pour mbiru xëy mi ndax ndaw ñi du ñu liggéeyut dañuy nekk ci di kaas te du ñu kaasee toj du ñu tojee yàq te du ñu yàqee réew mi li ñu fa tabaxoon ñun ñëpp ñu bokk ko perte kon li ñu war a def mooy taxaw ci li nga xamante ni mooy la ndaw ñi soxla mooy xëy kenn ku ci nekk sa yitte mooy doo xëyee suba nu may mën a def ba am lu ma terale samay waajur nu may def ba am lu ma mën a suturaale sama bopp nu may def ba mën a amal njariñ ña ma dëkkal loolu nag su fekkee amoo ay moyens wala teguñu la ci yoon doo am solution bi nag ne président ne dinaa jël 450 milliards joxe ko ndaw ñi ci ñetti at mu ne ma joxe 150 milliards ñuy wax ni président dafay recruter 65 000 jeunes je pense que c'est le lieu ñu rétablir la vérité des faits président ambition ëpp na 65 000 jeunes président li mu wax daf ne damay recruter 438 000 emplois 438 000 emplois moom le président bëgg a jël léegi ci 468 000 emplois yooyu nag mu ni 65 000 emplois moom lay jël ci enveloppe 80 milliards 65 000 emplois yooyu dafa nekk lu ñuy wax ay emplois salariés ndax emploi dafa am ñaari xeetu liggéey am na liggéey boo xamante ni da ngay am salaire di ko fayeeku weer wu ne am na liggéey boo xamante ni nit ki dañ koy jox ay moyens gunge ko ba mu wutal boppam liggéey xañ na di wutal sax ay ñeneen liggéey loolu moom la ñuy wax entrepreneuriat mooy jigéen boo xamante ni day jaay wala dafa mën a defar saabu wala dafa mën a defar eau de javel ñu jàppale ko mu mën di defar eau de javel jël lu mat fukki xale wala juróomi xale di leen liggéeyloo ñu koy defaral kooku liggéey la waaye du liggéey boo xam da nga am sa salaire mais liggéey la boo xam da ngaa entreprendre am sa salaire di jàppale ay nit ñu am salaire donc loolu lépp li ci président naal ci ñetti ati muy 438 000 emplois léegi nag ñu ne 65 000 yi nga xamante ni moom la wax ay emplois salariés la maanaam dina ci jël ay jàngalekat dina ci jël ay policiers dina ci jël ñuy liggéey ci maire yi dina ci jël ñuy liggéey ci mbedd yi ci tali yi environnement reboisement defar ay pavage donc yooyu di ay xeetu liggéey yoo xamante ni xañ na population bi xamaguñ ko woon te ville yi ñoom ñoo ko mën a def ville bu ci nekk nag en fonction réalité am loolu nag dina xool nan lay jëlee ci ñooñu alors loolu mooy li nga xamante ni mooy solos mbir mi 65 000 emplois yooyu après ñu war a jëlaat yeneen 15 000 emplois yeneen 15 000 emplois yooyu ci beneen secteur la bu bokkul ak les emplois salariés yi nii mu jël nag ay kuréel am lu mu leen dénk ndaxte bala nga ne naam ne fa nit ki su jàngul xamul mënul liggéey dara ndax sunu xale yi dañuy dem université jàng ba yëy kayiti waaye soo leen lan nga mën a def duñ la mën a def dara lu dul bind lettre wala liiral la lettre wala connecté la WhatsApp wala leeral la message mu am ñoo xamante nii nag dañoo jàng ñoom it dem jàng nu ñuy tabaxee nu ñuy defaree plan nu ñuy defaree bâtiment nu ñuy defaree oto nangam jàng ba am ci diplôme waaye amuñu accompagnement bi tax ñoom it ñu mën a liggéey mu am ñoo xamante ni nag jànguñu école jànguñu métier te ñoo yor wax ji kon ñetti catégorie yooyu dañu am ñu war leen a ràññeele li ci ëpp solo nag mooy ñu war a xam ne liggéey doñ koy def ci emploi formation moo koy waral d'abord mu jël ay bànqaas jël ONFP nga xamante ni tey jii su ne woon cene ba dañ fee bëgg a former nit ci métier sàngam te école bi koy former amu fa ONFP day jël ay experts yónni leen cene ba ñu toog fi former ñooñu tàggal leen ba ñu am xam-xam bi loolu muy liggéeyam beneen bi di 3FPT 3FPT day ñëw lu mel ne ñun ASP yi ñu jiite suñu bëggee métier du ñu ñëwee du ñu indee ay bons de formation ñu ne dañu leen war a fayal 100 000 ONFP dañ naan yéenay fay ñun dinañ leen fayal 90 000 yi yéen ñi nga xamante ni yéen a leen jël ngeen fayal leen 10 000 francs yi donc kon dañuy gunge ndaw ñi ci jox leen ay bourses de formation mu am aussi lu ñuy wax PF2E muy programme formation école emploi muy lu bees lu président créé nga xamante ni dañuy wax ne école bi da nga fay nekk waaye li ëpp ci sa jot da nga koy liggéey la
maanaam njàng mi du njàngam toog ñu lay wax rek fii la sa maam jaaroon fii la nangam tubaab bi nii lañ fi defoon déedéet li ëpp ci jot ga la nga fay def looy liggéey la li ci des nag am njàng la donc loolu moom la ñuy wax PF2E pôle formation école emploi mu am lu ñuy wax aussi ay ISEP muy ay centre de formation yoo xamante ni tey jii doo fa demee doo fa defee ñaari at ñetti at am fa diplôme bu la mën a permettre léegi nii benn entreprise jël la nga koy defaral ay plan wala nga koy defar ay bâtiment wala donc domaine yu bari yoo xamante ni ay enseignement professionnel la donc yooyu aussi mu am ci région yu bari njaarim gi am na fa donc mu lool aussi bokk ci yi nga xamante ni mu koy mais du ñu former ndaw ñi ba pare comme ni ñuy waxee rek mën nga am xam-xam mën nga am ay xalaat pour mën a liggéey waaye amoo nag ay moyens ndaxte nag kenn du arrêté géej gi ak ay loxo comme ni ñu koy waxee donc moyens yi mooy lan mooy mu jël ay programme muy DER délégation à l'entrepreneuriat rapide programme yi mooy lan mooy mu jël FONGIP sunu sœur Thérèse Faye jiite ko pour ñoom it ñuy gunge nit ñi ci seen i projet mu jël également ADPME bu mel ne Jabira sunu xarit jiite ko moom it nga xamante ni day def lu ñuy wax coaching accompagnement ci petite et moyenne entreprise yi parce que réew yi développé ci àdduna bi yëpp petite et moyenne entreprise ñoo leen développé te dañuy wax ni ci stratégie dama koy wax souvent étudiants yi ne leen il faut refuser de penser que ni ñi ëpp doole ñoom ñooy néewal doole ñi tut ñooy jaay doole ñi ko amul déedéet mais jamono bi ñu toll léegi ci àdduna ñi gën a gaaw ñooy lekk ñi nga xamante ni ñooy ñi gën a yéex parce que information bi dafay daw te dafay gaaw donc doo amul information bi doo mën a gaaw xam li fi am daa dem récupérer ko donc il faut que ngeen organiser wu comme ni ko président xalaate ni nekk ay réseau pour mën a dem te c'est d'autant plus important que soo leen dajaloowu nekk réseau da ngeen di niroo ak téléphone gis nga sama téléphone bii su amul puce kenn du ma woo kenn donc il faut ngeen dajaloo pour nekk téléphone boo xam ne da ngeen di am puce mën di décrocher di jël li nga xamante ni mooy seen wàll ci li am ci réew mi parce que kenn par kenn soo leen doxalee kenn doo leen dem fenn doo leen mën dara mais soo leen dajaloo ñii mën lii ñii mën la leen ñii xam fii ñii xam fële ñii xam kii ñii xam kële su boobaa xëcc dara mu ñëw dafay yomb donc kon je pense que ni président importance su ndaje bi mooy quelle est la stratégie à faire pour que Thiénaba mën a jël wàllam ci li nga xamante ni moom la président teg je pense que ni loolu mooy pertinence aujourd'hui projet bi léegi nag pertinence projet boobu li tax aussi ñu mën ko def li ci dalal ci suñu xel mooy li nga xamante ni yëg nañ ko ci mooy président ubbi benn bureau former ay nit ne yéen dama bëgg ngeen accompagner ñi nga xamante ni ñoom ñoo am initiative am projet parce que nag banques yi aussi nelawuñu un projet kenn du ko jël ci loo xamante ni jox la dem ci banque ñu financer la déedéet banque du lay financer damay joxe misaal souvent ñun ñi ku ci am sa doom bu jigéen doo koy maye doo ko may rek ndax waa ji dafa ñëw wax la wax ju neex daal di dem déedéet di nga ko laaj kuy sa papa kuy sa yaay foo dëkk yow kan mooy sa sëriñ looy liggéey yooyu yëpp di nga ko soxla pour dalal sa xel pour que nga soog a mën a jël sa doom jox ko banque yi aussi c'est la même chose moo tax banque boo dem léegi dafa am ku ñuy wax directeur des risques mooy koo xamante ni lii ñuy jël ci xaalis di ko dépenser di ko jox ay nit ak di ko jox ay kuréel ba dina natt ndax lii wóor na ndax dinañ mën a récupérer waat suñu xaalis donc ñooñu ñooy li ñuy wax directeur des risques ñu nekk ci banques yi kon doo leen bëggee ay projet bëgg nguur gi financer leen il faut forcément ngeen jiima am loo xamante ni dina dalal xelu ki nga xamante ni moo leen di financer te liy dalal seen xel mooy projet bi ngeen indi mu nekk d'abord un projet bancable muy loo xamante ni ki lay financer du ko nattee xool ko dina ay la yéwén lii kat war naa mën a jur yokkute kon kii mën nañ ko financer wala kii kat gis nañ ni li mu présenté ci ay garantie doy na kii kat li mu bëgg a jaay loolu duñ ko jaayee dina dox et cetera donc yooyu mooy ay xeetu matukaay yoo xam ne kenn ku ci nekk war na ko jël kon président dañ lay féliciter d'abord bi nga amee xalaat mettre en place dispositif boo xamante ni mooy tax ñi nga xam dañoo bëgg am financement ci DER ñi nga xam dañu bëgg am financement ci FONGIP te damay insister ci FONGIP parce que ñu bari xamuñu ko DER rek lañ topp DER alors que DER ba avant président di wax def naa ak ñoom atelier de travail fële ca Saly mais ñi ngi ma doon wax ne ñi ngi woon ci 70 000 dossiers yoo xamante ni étudier wuñ ko woon loolu tax président di wax léegi ne na bar
te dootul baal benn kilifa boo xamante ni dénk na la nga toog ñu jox la dossier nga jël ko lire teg ko sa table ne ah amul problème nekk sa yitteey soxna sa yitteey doom sa yitteey nangam fàtte ni ñii la jox seen i projet dañoo bokk ci réew mi yeyoo fi ñu jox la xaalis nga war leen gunge jox leen pour ñu mën a liggéey loolu président ne dootu ko seetaan moo tax mu ne kon na bar te dootu tolérer benn retard kon FONGIP aussi bokk ci mais dañ fa yóbbu day nekk ay dossier nag fii lañ koy commencé ñu seen xam-xam màcc ci càmbar dossier bi xam ndax contexte bi baax na ndax justification bi baax na ndax les différents tableaux yi nga xamante ni mooy les tableaux de financement d'un projet ah fonds de roulement le capital nag tout ça ba ci cash flow beeg lépp rentabilité beeg est-ce que xool nañ ko ni lii niñ ko defaree baax na suñ ko defaree ba gis ni baax na suñ ko jëlee yóbbu ko nag su boobaa loolu dina mën a jur njariñ kon loolu mooy loo xamante ni c'est extrêmement important nit ñi xam ko kon président damay wax ni li nga xamante ni war nañ ko def mooy que ni bureau bi ñu fi ubbi nga xamante ni njariñ bi en tout cas man de je le dirai émission bu ma demati démb wax naa ko Rufisque devant le ministre Mbaye Ndiaye ma ne ko fu mel ne Thiénaba le président Abdou Gningue dafa ubbi bureau boo xamante ni pour accompagner ndaw ñi la accompagner population bi parce que loolu moo jafe ci réew mi actuellement nit koo xamante ni mësul téye ñeenti millions wala juróomi millions yorut soxna soo yoree juróomi millions jox ko la muy njëkk a def mooy xool lu mu ci def lu neex yaayam wala lu neex papaam la mu ci njëkk a def mooy xañ na xale bu jigéen ba mu doon jàpp ne war na koo mën a takk ji ma xool nu mu gën a dale xelam ci may ko portable wala defal ko nangam pour kii ko xale kenn du ko jël xaalis jox ko bàyyi ko noonu te gunge woo ko te coaché woo ko te conseillé woo ko je pense que ni kon soo ubbee bureau bi yematul rek ci bindal nit ki projet déedéet bureau bi yematul rek ci koo xamante ni amul carte d'identité ñu gunge ko pour mu am carte d'identité bureau bi yematul rek ci ñu ubbi bureau boo xam ne nit ñi dañ fay toog di naan ataaya di waxtaan déedéet mais bureau bi war na toog ba ci école yi yan xale moo fa nekk yu amul kayitu judd ñu recenser leen accompagner leen pour ñu am kayitu judd dëkk bi ñan ñoo fi amul carte d'identité ñu accompagner leen gunge leen pour ñu am carte d'identité dëkk bi yan jigéen ñoo fi nekk ci yenn situation yi wala yan famille ñoo ci nekk yenn situation xam laaj na ndimbal ñu xool nañ leen def pour que seen doom ya fa nekk ñu identifier leen ñan ñu xalaat ne dalal nañ suñu xel ñu gunge leen pour que li ñuy wax le travail de mise en relation président Abdou Gningue yàlla may na ko am na relation yoo xamante ni xañ na peut-être yéen doo leen ci xam lu bari mais loxoom jot na foo xam ki mu mën a woo nit wala jàppale nit pour que xale boobu situation këram doy na waar ñu mën ko fa yóbbu pour mu am fa lu muy xëy di fa joxeel dépense seen waa kër dimbali yaayam dimbali waajuram je pense que ni lii ñuy def nii buñ ko jàppee rek politique lii ñuy def nii jaamu yàlla la parce que suñu ci kenn fayut yàlla moom xam na li ñuy def nii ni gërëm na ko parce que dañoo dajale nit ñi pour ñu am njariñ pour seen bopp am njariñ pour seen waajur am njariñ ci pour fa ñu dëkk je pense que ni loolu mooy li nga xamante moom le président Abdou Gningue def man nag du ma tagal kenn ay maamam ñëpp xam nañ sama jikko ñëpp xam nañ sama caractère parce que man sama nature mooy li ma gëm rek laay wax sama xarit yi dañ may wax ne ma président du la jox décret mu ko parce que yow voilà da nga doo massa daal voilà mais du ma massa parce que dama jàpp ne dëgg yàlla moo ko moom te ala kulli aal nit li yàlla bind sa jëb yi mënoo dugg ci suuf te doo ci jot loolu nag doo ko gëmee tamit dëgg ci yow doo tagal kenn ay maamam li ngay wax rek ay seet sa diggante ak sa borom président Abdou Gningue man dama ko jàppee comme une fierté dama ko wax léegi te mooy dëgg ci man su ma ne woon dama bëgg ñu ànd Kédougou ci benn manifestation dinaa fa dem cër boobu la am ci man te lii may wax nii ay ministre duñ ko bëggoon ci man moom ci am ci weeru koor la nekk duñ ko am parce que nag nit ku ne da ngay ànd ak ki nga xamante ni da nga jàpp ne naw nga ko ci jikko naw nga ci comportement naw nga ko ci lu baree bari nit soo ko nawul waroo ànd ak moom loolu nag moom laa gis ci moom muy lii ni mënoon na ko ci bañ a fekk démb le maire de Rufisque Est xawma bi ñu waxee loolu daf ne moom ci boppam dafay ubbi bureau jeunesse insertion au niveau de sa mairie parce que xam na ne ndaw ñi il faut ñu gunge leen alors léegi nag li may conseillé ñi nga xamante ni ñoo fi nekk conseil peut-être c'est trop dire mais li ma leen di suggérer ci xalaat boo xamante ni war nañ ko mën a doxali pour que projet yi nga xamante ni moom la ñuy bind fii mu nekk projet yi bancable mooy que il ne faut jamais qu'il soit suffisant nit du naw xam-xam mu mukk ba bañ a laajte bañ a échanger ah benn loolu moo ci benn ñaareel bi mooy buñ ko def mbiru parparloo parce que Sénégal président waxul ne dafay wutal ay emploi ñi far ak moom déedéet ñi far ak moom ñi farut ak moom ñii politique ñi politiqueul kon
na ngeen góorgóorlu ba ñi nga xamante ni dañoo dëkk ci dëkk bi indi seen i dossier ngeen njaboote ñëpp parce que dama jàpp ne président Abdou Gningue su fekkee dafa jóg pour bëgg a ñëw njaboote waa Thiénaba yëpp ñi ko fiy nekkal dañuy njaboote ñëpp loolu moo ciy beneen bi ci topp mooy aussi que projet yi ñu xalaat ay secteurs yoo xamante ni ay secteurs innovants parce que Sénégal doo xoolee sur 100 projets les 30% damaa bëgg a yar ginaar jaay ginaar la damay yar ginaar jaay ginaar c'est des projets yoo xamante ni aujourd'hui soo ko yóbboo sax daan jaay ginaar yar ginaar ñëpp xanaa loolu leen bëgg a def jël teg na leen donc def leen atelier boo xam da ngeen di waxtaan ci yan secteur lañ war a mën a exploiter pour am projet boo xamante ni dafay bancable dafay dox dafay susceptible d'être financé beneen bi ci topp muy lu am solo et de ce point de vue damay wax président ak képp koo xamante ni entrepreneur nga fii nga rapproché wu ci Modou Fall directeur de l'emploi bala ma dem dinaa joxe numéro am fii Modou Fall dafa yor programme yoo xamante ni yow soo nekkee entrepreneur nga war a soxla ñaar fukki jeune pour ñu liggéeyal la ñaar fukki nit yow nga war leen fay kenn ku nekk 100000 da ngay bind dossier yóbbu ko ci direction emploi ne la yow kat ñun nguur gi ñoo yow jël nit ñi pour ñu liggéey waaye comme yaa ñuy jàppale ca loolu ñaar fukki nit yi nga jël kenn ku nekk nga war leen a fay 100000 ñun nguur gi dinañ la fayal kenn ku nekk 50000 yow 50000 rek ngay fay léegi. loolu je pense que ni képp koo xamante ni da ngay am këyit di liggéey ci ay emploi war nga xam loolu ba nga xamante ni soo demee ci Modou Fall moomu di nga mën au moins mu defaral la dossier gunge la pour que foo doo mënoon a jël fukk mu jàppaleel ba nga mën a jël ñaar fukk soo mënee jël ñaar fukk mu jàppaleel ba nga mën a jël téeméer parce que démb nit nekk na fa koo xamante ni Rufisque la dëkk Nan Mar Diop xaw ma Nan Mar Diop nekk un entrepreneur 2020 bi li nga xamante ni moom la liggéey ak direction de l'emploi mi ngi nekkoon ci 358 emplois yoo xamante ni direction de l'emploi moom moo ko fayal xaaj bi tey jii mi ngi am ay tool fële ca wetu Tamba dafa bay banaana di fa bay lu bare loo xamante ni année bii convention bi mu signé dina am 500 emplois yoo xamante ni nguur gi du leen waree noo fay 100000 nguur gi moo koy fayal 50000 yi kon loolu je pense que ni ay opportunités yoo xamante ni war nañ ko xam war nag dox ci beneen bi mooy peut-être xañ na foofu laay daaneele bàyyi nit ñi nga xamante ne dañu am ay préoccupations ñu soulever ko mooy que président ñu xool nan la ñuy def pour identifier niche de financement yi am yëpp pour que DER au moins ñu ne ñun ñuy DER bëgg nañ fa tant de financement FONGIP bëgg nañ fa tant de financement 3FPT bëgg nañ xale yi nga xamante ni dañoo am bac war a def ay formation te amuñu ko parce que inscription bi en ligne la kon machine yi leen installé fii su fekkee am na internet mën na toog étudiants yi bind fii def fi ay demande yoo xamante ni en ligne 3FPT woo leen ni leen yow kat da nga defoon demande pour def formation ci nangam fayal nañ la sa formation lépp wala fayal nañ la 50% wala fayal nañ la 40% loolu ni ñu koy defee 3FPT noonu lañ koy defee ONFP loolu lañ koy defee PF2E yooyu aussi loo xamante ni dina am jeexital ci ndaw ñi la dina am jeexital ci askan bi kon loolu aussi dafa nekk loo xam war na am coaching bi daal mënut ñàkk coaching mooy gunge accompagner bi dañuy wax ne xale su dee jàng dox il faut ngay jàpp ci loxoom mu dox tuuti nga bàyyi ko damay wax souvent ci formation yi ni éducation dafa yaatu sa doom sax doo ànd ak moom di dox léeg-léeg bàyyi ko mu jiitu léeg-léeg na topp ci ginnaaw léeg-léeg na ànd ak yow soo tàmmee toujours di jiitu muy topp sa ginnaaw day jàpp ne toujours dañ ko war a jiite du nekkee day jiitu yooyu yëpp ay jeexit loo xam day am jeexital ci xale yi la te duñ ci bàyyi xel duñ ko sóoraale kon véritablement ñi nga xamante ni daal ñoom lañ teg fii pour ñu war a yor bureau bi di ko doxal buñ ko def bërëbu naanukaay ataaya kese buñ ko def bureau bu waxtaanukaay kese parce que lii nag jafe na xombal nga ma dëkk amu fa maris nga ma dëkk nekk fa amu fa feneen ak feneen amu fa kon du président yàlla maye mu am xelum ubbi lu mel noonu kon na nekk këru xale yi na nekk këru jigéen ñi na nekk këru mag ñi pour que lépp loo xamante ni occasion la boo xamante ni population bi mën nañ koo saisir pour mën a am ay financement ñu def ko financement nag comme ni ma ko waxee rek vraiment du ma ci guddal mooy que ni képp kuy sénégalais dañu wax ne yayoo nga déposé soo déposé recensé leen seen dossiers yi ngeen am yépp yéen numéro dépôt yépp
ngeen ñëw ne ko président sunu numéro dépôt yaa ngi nii président xam na kenn koo xam xañ na du ko wooyee kooka lijjantil ko ca ñaar kii lijjantil ko ca ñett kii liggéey ko ca ñeneen ak la nga xamante ni jàpp nañ en toute sincérité que ni war na mën a am su ko defee mu génn parce que sur les 65 000 emplois démb bi ñu defee calcul bi fële avec le directeur de l'emploi à Rufisque département de Rufisque war na ci am gàtt 1500 emplois 1500 kon damay jàpp ne département de Thiès war na ci am lu mu bon moom aussi lu toll ne 2000 emplois waaye su loolu ñëwee ñun ñi nga xamante ni nag ñoo dëkk ci àll bi ñoo war a am suñu fulaak fayda ba ñoom Assane Mbaye nii toog dëkk biir Thiès bañ koo aaki moo bàyyi xombol bàyyi Ceneba bàyyi Kër Madaro parce que nag Thiès aussi yeyoo nan lu ñu bokk ak ñoom léeg-léeg ñu néewal ñu doole ñun ñii ba ñuy football dañuy dem Thiès di fa xuloo di xeex parce que doo leen mënee sax ñu sàcc la kon Assane li ñu bokk na ngeen góorgóorlu ba Ceneba yëg ci boppam xombol yëg ci boppam Kër Madaro yëg ci boppam Touba Toul yëg ci boppam Kaba yëg ci boppam Ndiène Sira dëkk yi nga xam ne ñoo bokk département bi yëpp kenn ku ci nekk lam ca yooyoo mu am ko waaye suñu ko joxut it ñu nit ñu am fulaak fayda dem jëlal ko suñu bopp te am fulaak fayda jëlal ko suñu bopp mooy dootuñu dem Thiès pour dafa def impression dootuñu dem Thiès pour di connecté wu internet pour mën a déposer un dossier en ligne dootuñu dem Thiès pour di laaj Assane Mbaye waa nan la ñuy def pour xam nangam wala pour dem fa xam déedéet ñun ñi nga xam ñoo dëkk ci goxu àll bi ñooy dajaloo nekk benn àndu am fula am fayda jiital suñu mag Abdou Ñing fàtte suñu bopp ne ko yaay suñu mag toppal jox nañ lépp suñu kanam ñuy xàcceendoo di dóorandoo loolu suñ ko defee dinañ am ndam ci li nga xamante ni moom lañ bëgg di leen ñaan nag foofu laay jeexale mooy que ngeen jàppale ko sama xel vraiment xaw na dal parce que peut-être xañ na sama yéene ci moom moo kawe mais président Abdou Ñing man dama jàpp ne véritablement dafa war a dellu ci maire bu Thiénaba nag loolu nag sama xalaat la mën ngeen ci bañ a ànd vraiment mën ngeen ci bañ a ànd mais dama jàpp ne président Abdou Ñing dafa war a dellu si waat ci mairie bi dafa am sama xarit bu may tooñ ne ma koo xamante ni du bind gauche du bind droite su bëggee yor mairie bi bëgg koo doxal duñu dem Thiénaba ay am di jàmm kese laa fi am bàcc siis mi dëkk ak yéen man ak moom ñoo doon àndandoo ci ndaw ñi nga xamante ni ñoo doon xeex pour président Macky Sall falu bàcc siis premier adjoint au maire bàcc siis bi ñu nekkee kuréelu ndaw ñi nga xamante ni ñoo doon ànd pour président Macky Sall falu man maa nekkoon seen porte parole moom bàcc siis ñoom ay Barthélémy Diaz ay Abdou Mbaw ay ñoom Biram Faye et cetera kon bàcc siis démb lañ mujjee di déggante su ma rombee Thiénaba damay jaar këram donc et cetera man sama xarit la mais je le dis ouvertement et sans le cacher le président Abdou Ñing dafa war a dellu si waat ci mairie bi te su ciy dellu si kenn ku ci nekk daf ko war a def mbiru boppam nag loolu nag mooy tax nag mu dellu si waat ci mairie bi bu kenn jàpp ne Abdou Ñing mooy jël xaalisam mooy jël otoom def ci nangam pour su bëggee falu moom moo bëgg a falu moo ci son déedéet parce que dañ ne sama waay ndama ngi ci gàccee ngi ci nit nag su fekkee da nga ne da nga bokk ak moom ànd ak moom fa nga xamante ni tànkam àggu fa yaa ko fay àggale fa loxoom àggul yaa ko fay àggale fa kàddoom àggul yaa ko fay àggale te loolu na nga ko fay àggalee mooy kenn ku ci nekk sa sooni man lu mu gàtt dinaa indi fukki nit mu wóor ma ne lii maa ko teg ci table pour président Abdou Ñing falu parce que xañ na soxna si moom moo xam ña muy nekkal xañ na la mu mën ca jigéen ña mu dëkkal mënoo ko ci soo ñëwoon joxe woon les millions yi du ñu ànd ak yow waaye xañ na moom am na lu ñu ko rusé ba nga xamante ni su ne leen jàppale leen ma ndax damaa bëgg Abdou Ñing mi falu xañ na moom den ko rusé jàppale ko nit ku ne dafa am kuñ koy rusé nit ku ne dafa am kuñ koy sóoraale kon na ko kenn ku nekk def sa mbiru bopp kenn ku nekk na ko def mbiru boppam suñ ko defee je pense que dina ñëw ci maire bi su ñëwee ci maire bi dina gën a am yeneen moyen dina am yeneen relation dina am ndomba tànk boo xamante ni mooy tax su fëggee ci yenn bureau yi ñu ubbil ko su fëggee ci yenn ministères yi ñu ubbil ko parce que du boobaa dañuy xam ne kii kat waa askanam ñoo ko yónni ñoo ko waxloo ñoo ko defloo te su boobaa dinañ ci nekk njariñu askan bi donc loolu daal laa doon mooy kàddu yi may ubbee di leen gërëm ci déglu bi di leen sant également ci jéggalu une fois de plus encore ci retard bi nga xamante ni moom lañ am di ñaan yàlla li ñuy def nii yàlla na ko yàlla barkeel li ñuy def nii yàlla na ci askan bi gis seen bopp li ñuy def nii yàlla na am jeexital ci askan bi te yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm yàlla na yàlla def ci Thiénaba jàmm képp ku nga xamante ni da nga am ay mébét am looy ñaan ñi ngi ñaan ci barke weeru koor bi yàlla na la ko yàlla defal donc loolu daal loolu nañuy kàddu yi di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp. wax ni ñu ngi gërëm Abdou Ndiaye bu baax ci exposé bi ak leeral bi nga xamante ni leeral na ko maîtriser na ko li muy wax te ku ko déglu xam ni am na xam-xam ci bu baax ci lii ak leneen lu mu mënti doon kon te joxoñ yi mu joxoñ nañu topp joxoñ yooyu
balaa may àggale ci foofu rek ñu ngi remercier aussi teewaay ak teewaayu Modou Dione nekk conseiller municipal mi ngi nii toog moom it nekk enseignant jàngalekat moom it ñëw na toog bokk ci jataay bi am ñeneen ñaar ñoo xamante ni aussi moom it ñëw nañ fi mu di Assane Mbaye mu nekk ne ak Alioune Ndiaye na ànd ak moom ñu dëkk Thiès nekk fa Assane Mbaye nekk agent LONASE nekk fi defe naa li Abdou Ndiaye doon wax léegi moo am te présence su Assane Mbaye leeral na ko Assane Mbaye mii ngeen gis mu toog ak Alioune Ndiaye mais toog ne dañu teg Abdou Ñing fu kawe li ñuy dëkk Thiès Abdou Ndiaye taxul ñu ni ñoom dinañ jël wàllu Thiénaba yóbbu ko Thiès dañoo jël Abdou Ñing kay yóbbu ko Thiès ni ko ñëwal taxawal nu Thiès ñu dooleel la Thiès bu la waa Thiénaba seetaanee ñun ñu fal la Thiès ñoom ñu ngi nii ñoo ko waxal seen bopp te ñu ngi ci loolu di ko ci liggéeyal liggéey bu rëy ak mbooloo mu bëri ci Thiès di ko liggéey parce que ñu jox ay responsabilités au niveau départemental au niveau régional kooku ñun bu nu yeexee ci lii Abdou Ndiaye di ñaan ñu falaat ko maire ñoom dinañ ko porter falaat ko leneen fële ca Thiès loolu di leen ci remercier bu baax di rafetlu seen toogaay seen teewaay bu baax a baax di rafetlu aussi teewaayu El Hadj Diop en tant que conseil municipal moom it mi ngi fi ñëw na fi teew fi ñëw fekk si Abdou Ñing pour taatan lii am na benn lu war a leer fii rek moo di Abdou Ñing bi mu ubbee poste bi ak lii nga xamante ni moom la defal askan bi waxul ni ñu mu àndal politique ñooñu la koy defal bañ na ko ba gis ngeen ni mu tëddee dafa woo ñëpp ñu ñëw même ñeneen parti yi daf leen a woo convier pour ñu ñëw fekke si ko mu ni leen ñëw leen vous pouvez en bénéficier avec vos militants kon tey moom rôle président de la république lay doxal parce que président de la république xàjjiwul kee waxul ni bee parti waxul ni bee parti bu ma bokkalul noonu la Abdou ñu ngi taxawee moo tax mu woo parti yépp woo ñépp ni leen kenn ku nekk ku sentir ni war ngaa jot sa wàll ci mbir mi rek wala nga nekk fi kilifa njaboot topp ci yow nga war leen a jiite war leen a gunge ca loola ñëwal ñu jàppale la nga gunge ñooña ci seen réussite projet yooyu loolu la Abdou ñu ngi taxawee te loolu lay liggéey kon ku nekk xam na ko kon léegi du ñu def lu dul Abdou Ndiaye dellu di la remercier waat di la bàyyiwaat ak askan wi képp ko xamante ne am nga ci question pour 5 minutes ngeen poser ko question yooyu moom mu. li nga xam ni moom la Abdou ñu ngi def ku raw ñi nekk ca bureau ba ñun nag ñoo fi ne defe naa ne bi ñu ko door rek léegi day ëpp fukki fan ak juróom xëy na dañ koy soog a wax bu ñu nee tey li ñu recevoir ci demande fi mu nekk nii ci diggante bi toll na ci 300 ba 350 da nga naan déedéet ñun li ñu jot ci demande fi mu nekk nii ci bureau bi toll na ci 300 ba 350 dossiers mu bir ma ni bu dul woon Abdou Ñing li mu def nii ñiy bindu ci projet yi du ñu bare de. maa ngi dëkk Thiénaba Seck yàlla dafa dogal ma doon bëgg a laaj sa sam papa da koo far laaj muy ma toogee fi sànq diglu ñu ne ñoom métier yoo xam ne si lañu yëngu waa Thiénaba jigéen ñu bari si yëngu te dégguma ko fii loolu laa doon bëgg a laaj ndax projet bi ñi nga xam ne dañuy def commerce wala ñuy yar ay ginaar rek la intéressé wala téyeer yi ak jaaykat ndaamaraas ndax ñu ngi si wala nekkuñu si man loolu laa bëggoon a laajte. di sant yàlla di julli ci yonent bi Moussa Gueye laa tudd Thiénaba TV di déglu naa exposé bi sëñ bi ñu ngi lay ziar di la jaajëfal président ñu ngi lay ziar yow tamit ak Baye Ndiaga ak ñu fi toog yëpp ak public bi xam naa man damay gën a leeral rek waaw ay laaj lay dugal pour leeral jamono yële passé nag amulub app mën naa nekk ay fan mën naa nekk ay weer mën naa nekk ay at projet DER duggoon na Thiénaba ci am nu mu duggee woon am ñoo xam ne xañ na ñàkkul ni ñu ngi leen di seetaan waaye bu ñu defee nii seen nopp bu ñu nee DER dañ naan nii tourné li tax loolu mooy man bari na ci ay femmes yoo xam ne gis naa leen ñu yëkkati woon seen xaalis ñu wax leen ni leen ñëw leen ñu tëggal leen projet ñu yëkkati woon xaalis dugal ci aale ni sennew ba léegi nii amul suite man sama laaj mooy est-ce que du laaj kon changer de communication ak ñooñu noonu nga xam ne loolu daloon na leen
est-ce que même communication boobu mooy tax ñoo ñëwaat donte ndimbal moom laa gis ni moom lañ leen bëgg a def parce que ubbil nañ la bureau pour jox la information yi nga war a am pour tëggal la projet wan la fi ngay jaar loolu ay am ndimbal la waaye ci wàllu communication bi laay wax ki ñu defoon loolu est-ce que nañu communiquer woon ak moom bu njëkk noonu la ñuy même communication boobu la ñuy defaat ak moom est-ce que bu ñu defaatee ak moom même communication boobu est-ce que dina ñëw waaw loolu ab laaj la beneen bi mooy soxna yi surtout waaw wala boog góor ñi nga xamee ne sax xamuñu buñ nee DER xaj na président Abdou Gningue ma ngay jéem a jàppale nit ñi woote pour ñu jaar ci moom pour am projet xaj na Ndiame Gueye moom tamit ma ngay woote pour ñu jaar ci moom am projet Jobbe Dem mi nga xam ni moom daa bëgg xaalis est-ce que mënut a def doublure projet maanaam benn groupement des femmes boo xam ni day ñëw ne xaaral ma dem ci Abdou Gningue woote na mu dugal fa sama projet dem xaaral bu paree ni xaaral ma dem ci Ndiame Gueye tamit dugal fa projet est-ce que doublure boobu amul benn inconvénient bu mu mën a indi par rapport ak ki nga xam ni dafa war a kii ci projet bi yaakaar naa comprendre nañ ma. voilà donc yaakaar naa ni ñaari laaj yooyu voilà bi ci mujj rek ak mott li lay nekk mooy ubbite projet boobu lan la laaj sur le côté finance dafa am lu war ki koy def wala dara waru ko ci. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di jël nuyoo bi di ci jiital président Abdou Gningue man nag laajuma benn question mais damay rafetlu jotaay bi en tant que femme leader ànd ak sama mbokku femme leader yee ci ginnaaw ñëwoon pour teewe jotaay bi xool lan lañ fi taataan mais bi ñu ñëwee suñu yaakaar tasul vraiment ndax li nga xam ne tey jii moom la ñu yëngu muy wàllu développement surtout ci wàllu DER bi diñ fi dégg loo xam ne lu am solo la muy li nga xam ne tey jii muy formation yi nga xam ne ñu ngi koy defal jigéen ñi ci wàllu marketing ak entrepreneuriat yaakaar naa ne ñu ngi ci kawam may ñaax sama mbokku jigéen ñi ñu gën cee dëggal seen bopp vraiment doon na activité boo xam ne doon la loo xam ne njariñ la fii ci suñu biir gox sànq waa ji doon wax na ko sànq nee na mu doon loo xam ne lu ñuy boole ci commune bi bu mu yem Thiénaba kese yaakaar naa ne loolu doon na loo xam ne mooy suñu développement mu bañ a yem Thiénaba kese ndax li wër commune bi yëpp ci Thiénaba la te yaakaar naa ne loolu moo ñuy àndil avantage ndax bu ñu ko yaatalee rek yaakaar naa ne dina gën a baax monsieur Gningue ñu lay wax ne fi nga jàpp tamit foofu la ndax rafetlu nañu ko torop di wax suñu mbokku jigéen ñi nañu ci gën a góorgóorlu li mu wax tamit ci bureau bi na doon bureau boo xam ne am nañu bureau lu mat bureau ndax doon na loo xam ne njariñ la nit ki boo amee loo xam ne njariñ la da nga koy jàpp téye ko yaakaar naa ne tamit li ma ciy bëggaat donc mooy toujours rek bureau yi rek da leen fàttaliku femme leader yi ndax doon nañ ñoo xam ne def nañu entrepreneuriat te am nañ ci njariñ lool wàllu foncier yëpp ñu ngi koy def mais bu ñu gisee ci bureau yooyu ñu bokk ci tamit da ciy am solo kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan projet bi yàlla na ci yàlla def jàmm di rafetlu jotaay. ñu ngi ziar ñi fi teew ñëpp di rafetlu vraiment jotaay bi ni mu tëddee donc di remercier bu baax président Abdou Gningue donc di rafetlu bu baax li mu def nii parce que comme li may wax chaque jour rek bëri na fi ay responsable politique mais gis naa ni suñu dénominateur commun Thiénaba la lépp lu ñu fi waay def rek buñ fàttee Thiénaba rek donc échec la donc muy ak ku mu mën a doon rek ak foo mën a féete su fekkente ne lu xew nga indil ko Thiénaba vraiment amuñu lu dul di la gërëm di la sant te gis nañ ne vraiment taxawaayam ci loolu donc rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax di rafetlu vraiment pertinence su exposé bu monsieur Ndiaye bi donc lépp leer na monsieur Abdou Ndiaye lépp leer na nañ bon man nag benn souci rek laa amoon donc président ginnaaw bi ñu la gërëmee ci li nga fi indi di won nit ñi fan lañ war a mën a jaar ba am accès ci lépp ci projet bi mais dafa am ñoo xamante ni ñu ngi fi ay jeunes lañ bëgg nañ mais seen problème mooy dañ naan comme président Abdou Gningue moo woote ay nitam rek la koy kii jaruñuy sonn kii junj na ko léegi mais day desee leer luñ ko mënoon def rek ci bureau bi fekkee war nañ mën a leeral ñëpp parce que dafa dem ba au niveau national suñu waxee projet na ku bokkul APR daal du ci jariñoo da ngay sonn rek donc pour ñu mën a leeral nit ñi ne Sénégal a ko moom sénégalais yëpp a ko bokk fu waay mën a nekk boo bindee bu jaaree yoon rek bu soobee yàlla lépp yi te bii gëm naa ne ak taxawaay bi nga ci taxawee
ak bureau bi nga créé donc amul militant fii wala militant fële képp kuy jeune mën nga ci mën a bénéficier wu laajteel ñu wax la li ngay def ñëwal ci bureau bi ñu expliquer la yan modalité ak lan la laaj nga def ko incha allah rabbi ñu appuyer sa dossier ba li nga ci bëgg a am nga am ko donc loolu laa bëggoon daal monsieur Ndiaye boo ci mënee gën a kii daal nga dellu si wàcc quoi donc intervention boobu rek laa. jotaay bi nag kontaan nañ ci loolu macha allah yal na yàgg te sax maanaam suñu laaj mi ngi jëm ci ñun ñi nga xamante ni ñoo yore kees gi ndax li nekk man dafa nekk ñeneen ñi nekk suñu ginnaaw comme nga yore kees tey jii am sa mbooloo kees gi am na luy tolloog ñeent fukki nit mais li ëpp nekk sa ginnaaw ëpp na loolu ñuy faral di laaj nag li ci ginnaaw ñu ni ñoom nañ leen mën a def ba si ci temps président Abdou Gningue ndax bëgg nañ koo jàppale bëgg nañ koo dimbali te gëm nañ ko xam nañ ne li muy def ñor na ko bëgg na Thiénaba bëgg na li wër ginnaaw Thiénaba kon président ñu ngi lay sant di la gërëm ci loolu di la ñaanal yàlla jotaay bi yal na yàgg te sax xale yi tamit ñi nga xamante ni ay élèves lañu ñoom it ñu ngi laajte ba xam ndax mën nañ leen a dimbali ndax ci lañ bokk wala xale yi ndaw ñi nga xam ne ñooy liggéey di wàcc ñoom la wala bokk nañ ci wala bokkuñ ci ñu ngi rafetlu jotaay bu baax di gërëm góor ñi ak jigéen ñi di sant ñëpp jërë ngeen jëf. parce que boo gisee maa ngi nuyu ñëpp d'abord maa ngi jégalu maa ngi nuyu ñëpp di nuyu président Abdou Gningue di nuyu suñu père Ndiaga di nuyu exposant bi muy monsieur Ndiaye ak ñi nekk ci salle bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu quoi di rafetlu d'abord mbir mi quoi parce que la plupart boo xoolee yi fi am yu bari du demee nii mais tey lii bu amee ku ne da ngay xamante ni boo ñëwee da ngay sentir ni développement la quoi développement nag wax dëgg yàlla képp koo xamante ni yaa ngi yëngu ngir askan wi daf yaakaar naa ne da ngay yëngatu pour loolu kon donc dañuy rafetlu bu baax mbir mi di ñaan yàlla aussi tamit fiñ ko séentu mu àgg fa bon tey comme que mbir la boo xamante ni c'est au niveau national la bon dama bëggoon a dugal d'abord benn question bu ndaw laaj ko exposant bi wala ou bien le président ci bureau bi ma dégg ñu ni formé nañ ko quoi bon tey le fait que ñu regroupé wu derrière une personne quoi c'est-à-dire monsieur Abdou Gningue pour mu faciliter ñu mën a am projet peut-être xam nga comme di ma la déggee ci sa biir exposé wax nga ni boo xoolee lu mel ni Rufisque rek 1500 la ñu am boo demee mën na am lu mat 5000 wala 30 000 demandes ma nga fa département de Thiès exemple peut-être bu ñu leen woon 2000 demandes moo fi nekk supposons lu mat ay 40 000 demandes nekk fi ñi nga xamante ni regroupé wu nañ ci derrière Abdou Gningue pour mu faciliter leen xam nga da ngay xam ni peut-être dégg nañ monsieur Sidibé mu ni presque recevoir nañ lu mat ay 350 dossiers yoo xamante ni déjà duggagul nañ loolu boo dee def calcul mën nga jàpp ni ñii ñëpp mën nañ leen bañ a financer mais donc ci biir loolu lan la président Abdou Gningue di réserver ñeneen ñi nga xamante ni ñëw nañ pour yaakaar ko pour topp ci ginnaawam pour mën a am après yenn orientation leen mën a defal ak affaire yooyu wala dañuy bénéficier yeneen formation yoo xam ni même buñ bénéficier wul ci projet bi loolu dina continuer pour jariñ leen quoi loolu daal laa bëggoon bu fekkente ni am na tamit ba parce que dafa xaw a nduroog tuuti li njàmme wax parce que tey mën nga am yow gis faneen doon yaakaar ni mënul nga dem faneen foo xam ne boo fa jaaree mën nga yaakaar ni di nga am directement léegi nga ni mën daal ab président Abdou Gningue nii ma ko gisee topp ci ginnaawam pour am moom moo ma gënal nga dem ba ci biir mu amoo léegi bu fekkente ni yow mën na nekk genre déception ci yow quoi léegi foofu lay expliquer nag lan ñi nga xamante ni nekk nañ ci biir jaare ci sa ginnaaw bootu ci yow pour bëgg a am ci projet boobu suñu demee ba nga xamante ni parce que genre sélection lay doon ñi nga xamante ni génnuñu après ñooñu lan daal bon bëggoon nañ daal vraiment le bureau là et le collectif là jéem a am benn loo xamante ni daal dinañ ko jéem a def ak ñoom quoi ba nga xamante ni vraiment ñoom dinañ sentir ni malgré amuñu mais jaar bi ñu ko jaar ci Abdou Gningue am na leneen lu ñu ca gagné même bu doon expérience wala ci formation wala ci leneen quoi foofu laa bëggoon aussi quoi parce que tey vraiment daal loolu laa bëggoon ñu gën ñu cee je ne sais pas xuma monsieur exposant comprendre nga fi mooy expliquer ou bien. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di jël nuyoo bi di ko commencé ci xalif général Thiénaba Abdourahim di ko ñaanal mu gudd fan wér ba lim ñaan ci li mu bëgg si Thiénaba yàlla doxal ko di jël nuyoo bi aussi di ko teg ci son excellence monsieur Abdou Gningue mu nuyul ma ko ñi nekk si panel bi yëpp
di nuyu képp ku nekk fii si salle bi di remercier aussi l'exposant di wax ni exposé bu am solo la def fii tey aujourd'hui bu clarifier beaucoup de choses ñu koy remercier encore une fois ci clarté bi man nag sama intervention par rapport à ça damay wax ni c'est juste pour inciter encore une fois la jeunesse, c'est-à-dire que ñu créer des relais pour que information yi mën a wàcc à la base parce que comme ni mu ko waxee projet bi nekk loo xamante ni da ngay toog wala nga bind nga def ko il faut que mu am ay canevas yooyu jaar te canevas yooyu mu jaar sama doyen Sidi bi wax na ko nekkul à la portée de tout un chacun minorité bi moom moo ko am si loolu moo tax nag ma leen di ñaax ñu essayer de faire de yoo xam ne chaque village ñu fexe xool nu ñu def ba nga xamante ni dañu mën a egg ci information bi en plus ñu ratissé ko large pour ñu war leen a xamal ne ni affaire bi nekkul affaire de parti affaire bi nekkul affaire de kii c'est pour la commune. di wax aussi encore une fois monsieur Ndiaye sànq bi nga wax ci quota bi man je me suis dit que benn di def ma traversé dans ma tête que fekkente ne ñun Thiénaba war nañ ci mën a am ci département bi dara commune bi war na mu ci am dara par rapport à ça war nañ def benn analyse diagnostique boo xamante ni ñu permettre ñu xam ñun suñu potentiel ak suñu projet lan lañ ci mën a am ba mën a orienter suñu ñi nga xam ñoo ñëw ci volet boobu pour ñu xam ne maximum nañ ko mën a am ci projet yi loolu daal laa amoon pour le moment laa ci bëggoon yokk di remercier encore l'exposant di ko wax ni franchement parler tey moom indi lu am solo merci. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw man na damay dugg sama question direct quoi xam naa kii lay concerné Abdou Ndiaye lay concerné parce que dañoo gis ni da nga ni projet innovant yi moom moo gën a yitteel président de la république ñun ñu gis ni dañoo dëkk ci zone boo xam ni la plupart ci bay la ñuy yëngu ak ci yar maanaam agriculture ak aviculture yar gi nag yar ay ginaar la wala yar xar wala yar nag te ñun mën naa ni ci les 350 projets yi nga xam ne moom lañ recevoir 75% wala 80% yëpp ci loolu la féete te ñu gis ne Thiénaba amul géej par exemple Thiénaba amul beneen domaine boo xam ne mën nañoo créer ay projets innovants ñu lay laaj yow par exemple tey boo ñu doon xelal yan projet ñu nekk ci bureau bi nga ñuy wax pour que bu nit ñëwatee ñu mën ko orienter ci projet yooyu. deuxième question mooy keroog dañoo déplacé wu ma la tonton Sidi ba dem DER ñu toog fa ak waa DER war na mat une heure de temps et quelque ñu waxtaan ñu gën ñu expliquer la plateforme gën ñoo wan li nga xam ni moom lañ bëgg ak moom lañ bañ. léegi ma bëggaat aussi laajaat benn question bu jëm ci wàllu projet yi mooy projet individuel yi ak projet collectif yi ba xam yan la ci état bi aussi gën a dëgëral quoi yan la ci état bi gën a privilégié loolu aussi bon ci mënee jox ay leeral parce que li ñu jot yëpp daanaka ay projet individuel la projet collectif yi 3 lañ ci am wala 4 waaw merci beaucoup. baalu ñu paax di baal ñu paax vraiment di wax mbir mi ni muy déroulé rafet na lool bon di am lenn lu may laaj ci waa ji defoon exposé bi parce que li may laaj mooy dafa ma dégg ñi projet bi bon comme fii damay laajte ndax de un ñiy déposé ñiy bind projet bi dañuy am lu ñuy joxe beneen bi mooy tamit dama déggoon ci presse bi ak li gouvernement bi wax ñu ne dafay am département bu ne dafay am guichet te tamit ma déggoon ni ne kenn ku ne da ngay déposer sa bopp léegi loolu damay laaj lan moo ci xalaat ak nan la ci mbir mi di demee quoi parce que tamit dañoo bëgg lu leer parce que dañ ne woon département bu ne day am guichet kon bu ñu ñëwee nit ñi bu ñu ñëwee déposer fii léegi nan lay demee parce que te tamit ñu ne woon kenn ku ne da nga war a dem déposer sa bopp léegi bu boobaa nan lay demee loolu laa bëggoon a xam pour parce que loolu dafa xaw a lënd sama xel quoi. damay gërëm ñëpp d'abord ñi nga xamante ni vraiment posé nañ ay questions loolu dafay wane rek ni mbir mi kenn ku nekk daf ko def sa mbiru bopp parce que yomb na nit ñëw ñu woo ko ci benn daje mu toog après génn ñibbi la mu ko wax intéressé ko bon après mais question yi dafay firndeel quand même yitte boo xamante ni kenn ku nekk jox na ko mbir mi alors question yi bari na. am na ñu demander sur les projets innovants projet innovant baat bi peut-être xañ nañu baax nañu leeral ko ci wolof li nga xamante ni mooy lu innovant mooy loo xamante ni lu bees lu bees maanaam du loo xam dañ koy gis saa su ne maanaam loo xamante ni daal latewul donc loolu la ñuy wax lu innovant par exemple suñu jëlee misaal ci yar ginaar ñu ni projet la boo xamante ni ñëpp dañ koy def donc doo jëlee yar ginaar bëgg ko tëkkale par exemple ak transformer mango
def ko ay jus di ko jaay wala def ko ay genre ketchup wala def ko ay genre chips comme ni ko xale yi utiliser xam nga ñaar yooyu bokkul xam nga donc parce que lee lu bees la lee lu voilà lu ñu yàgg a gis donc loolu la ñuy wax maanaam projet bu innovant alors su ñu wax projet bu innovant nag dañuy dem ci li nga xamante ni mooy les 10 décisions yi nga xamante ni moom le président de la république jël président de la république moom moo jëlal boppam décision yi muy fukki décision bi ñu génnee Diamniadio lañ fa waxtaane ñi jóge ci région yi ak experts ak yépp dañ ko tënk def ko lu ñuy wax les 10 décisions du président décision bi ci njëkk moom moo ko moomal boppam mooy valider maanaam pexe ak xalaat ya fa jóg moom mu validel ko boppam ah moom mu nangul ko boppam pour jël ko joxe ko pour kuréel yi nga xam moom la sant ñu doxal ko loolu daf may ma ñëw ci lu am solo muy l'absence de synergie d'action maanaam suñu jëlee DER jël FONGIP jël ONFP jël 3FPT jël ADMPME jël PF2A jël kuréel yu bari ku nekk yor sa pàcc di doxal alors que amul synergie loolu day mel ne dañoo nekk ci terrain bu football kenn ku nekk yor sa bal di doxal alors que te dafa am camp yoo xamante ni fa lañ war a dugal kon synergie bi mooy su kii jëlee ba xam ne kii kat fii lañ ko war a orienté mu buux ko ka ca des kooka buux ko kii ba keroog ñuy am ndam ca la nga xamante ni moom lañ kii loolu la ñuy wax synergie maanaam li ñuy wax ci olof fi naan wat gaal ak yógoo donc kuréel yooyu yëpp président def bala moo am njariñ rek mooy que ñu am synergie mu am cohérence d'ensemble mooy ñuy lëkkaloo ci li nga xamante ni mooy tax liggéey bi gën a ratax mooy tax liggéey bi gën a jëm kanam mooy tax liggéey bi gën a mucc ayib kon synergie boobu moom dafa am solo pour ñu xam ni maanaam DER wax nañ ko te dinañ ci ñëw c'est bien beau mais damay bañ rek toujours comme ni ko nit waxee ñu ne duñ nee DER nit ñi wane ginnaaw parce que ala kulli haal DER du financé ñëpp ci Sénégal bunul nekk day am ñu am ñu dut am comme ni yàlla rek mayee ñenn ñi mayul ñeneen ñi ci des comme ni nga xamante ni ñii dañoo njool ñii gàtt kon DER aussi duñ ñi déposé ñëpp par force dañuy am waaye nag pour nga am lu mu gàtt dafa am dossier boo war a déposé dafa am nu dossier ba war a mel d'abord ba pare léegi nag soo amee dossier ba dëppoo ak li nga xamante ni moom la ñuy laaj su boobaa nag su la neexee nga dundee yaakaar ndax yaay ëpp chance ka nga xam ne dafa yóbbu dossier am te jaarut ca ña nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci ñu defar dossier ba mu mel noonu yaay ëpp chance ka nga xamante ni gungewuñ ko wanuñu ko expliqué wuñ ko yaay ëpp chance ka nga xamante ni amul internet yaay ëpp chance ka nga xamante ni amul et cetera donc kon dama bañ ñu génn ci salle bi ñu ne président Abdou Gningue moo wax ni ñëpp dinañ leen financer déedéet président Abdou Gningue waxut loolu président Abdou Gningue li mu wax mooy képp koo xam ne bëgg ngaa déposer maanaam képp ku bëgg a dem ca làmb ja dina la wutal ngemb wutal la ku la entraîner daal di lay yàpp nag ne la soo demee na nga bëree nii soo daanee ñu sante ko yàlla soo daanul ñu xam ne kat sunu mbër mi kat wax dëgg yàlla wutaloon nañ ko cumbukaay wutaloon nañ ko préparé woon nañ ko pour mu am ndam donc mbir mi dama bëgg mu leere noonu parce que nag politiciens yi dañ leen a sikk ba lu ñu wax rek ñu ne moom waxul dëgg kon je pense yaakaar que ni dafay jaadu ñu leeral loolu d'abord président Abdou Gningue waxul ne dafay jox ñëpp projet waxul ne ñëpp dañ leen di financer mais mbër yi ñu am daal ñu bëgg ñu bëre ji dinañ leen wutal cumbukaay ak ngemb ak entraîneur boo xamante ni xañ na du ñu demee dinañ yaakaar ne dinañ am ndam suñu amul ndamit dinañ am feneen fu ñu leen orienté après loolu dinañ ci ñëw ci yeneen question yi mais pour ci projet innovant yi wax ne dañuy jël métier bu mel ne par exemple tuyauterie xam nga Sénégal doo waxee tuyau mbiru tuyau rek ñëpp yaakaar ne par exemple mooy plombier déedéet Sénégal dafa am gaz léegi am pétrole te gaz ak pétrole mënul jaar ci lu dul ay tuyau wóor na ma ne cene ba fii doo laajoon tey jii ban ndaw moo fi jàng tuyauterie du am kenn wala duñ baree ba bari du mat ñett wala ñeenti ñoon la man tuyauterie laa jàng mooy lu jëm ci ay xeetu gaz ay xeetu pétrole ay xeetu yenn énergie yooyu canal ya ñuy jaar pour dem ba ñu jariñoo leen bokkul ak kuy branché salle de bain mi ngi mel ne tey jii nga war a charger gaz kan moo xam fii nan la ñuy utiliser ak kan moo mën a charger gaz fii waxuma ne ñu yóbbu ko ci oto bi mu dem yóbbu ko de mais ñu am fi benn réservoir boo xamante ni day jaay gaz su gaz bi ñëwee moom moo la koy charger loolu ay xeeti métier la yoo xamante ni te dañuy wax ni ci benn séminaire bu ma bokk ak ay ñu bari jóge dañuy wax ne fii ak 2030 xam nga jege na fii ak juróom-ñeenti at 300 métiers yi gën a siiw ci àdduna bi xamuñu ko
300 métiers yi nga xamante ni ñooy gën a dox ci àdduna bi fii ak fukki at xamaguñ ko ñun donc kon pour dire que ni àdduna bi dafay dox te ni muy doxee dafa gaaw kon il faut ñu xam ne li ñu nekkoon nii nañu jàpp ne fii ak fukki at day changé exemple bi ma ci joxe rek mooy yàggul dara am na ñoo xam ñoo daan jaay fii ñoo fa yoroon cabine téléphonique di doon nga ñëw wooteef ñu fay la dañoo dem ba si yàgg ñu génne Easy génne Tigo xawma seddoog yooyu noonu ana cabine ya doo yoree cabine te sóoraale woon loolu commencé di jaay crédit yooyu da ngay daanu ah léegi bañ na ko ba léegi ñu ubbi woon boutique di jaay seddoo ak ñu jaay Easy ak yooyu sax amatul njariñ ndax léegi dañ ne sa téléphone doo ko yoree mën ngaa jëndal sa bopp crédit kon xam nga ne àdduna day dox léegi nag doo topp rythme bu muy doxee noonu da ngay continuer rek defar sañ ndaamaraas takk ko say mbuus taxaw ci tali bi jaay ko ñëw defaraat déedéet léegi nga ko doon defar di ko jaay fii léegi ñu indi fi autoroute à péage léegi amatul kenn ko fiy jaay sax pour jënd kon il faut liggéey li ñuy wax innovant mooy loolu ñuy liggéey il faut ñu koy dëppale ak ni jamono di doxee mooy sunu ndaamaraas yi ñuy defar doon taxaw ci tali bi di xaar oto yi te léegi oto yi dañuy tegg di jaay ci autoroute à péage bi dinañ xool yan pexe la ñuy wut pour di ko jaay léegi te xañ na sax jaay boobu mooy ëpp njariñ te mooy gën a gaaw loolu nag nan la ñuy def ñu ne ñun groupement lan soxna si wax na ko dañoo yor suñu kees nan la ñuy def ndaamaraas bi nekkoon ci dëkk bi ñuy war di ko jaay fii muy kii déedéet léegi dañuy dajaloo dañ koy defar léegi dañuy defar lu ñuy wax emballage dinañ wut beneen emballage boo xamante ni ku ko gis bëgg ko ndax en marketing dañuy wax étudiants yi ni il faut vendre avant de produire maanaam produit bi ngay defar nii laata nga koy jaay laata nga koy defar jaay nga ko ba pare ndax am na ku ko jënd ba pare léegi nag loolu nañ koy doxale mooy lan toujours damay ñëwaat toujours ci marketing court marketing dañuy wax ne produit soo ko bëggul bu ko laal soo ko bëggul bu ko laal moo tax jaaykatu parfum yi léeg-léeg ñu ñëw daal lay piisal ne la fóonal parce que doo ko xeeñee mu neex boo moytu di nga ko jënd wala ñu wan la benn produit bu ko laal de parce que doo ko raayee rek mbàjj la nooy na neex na koo xamante ni soo ko laal rek di nga ko jënd donc kon moo tax ñu ne la bu ko laal soo ko bëggul wanoo koo jënd bu ko laal parce que soo ko laalee bëgg ko kon sunu ndaamaraas yi misaal rek laa ci joxe exemple parce que fii du fi la ñuy mën a régler problème yépp mais dañuy wax ni lu mel ne ndaamaraas yi war nañu xool nan lañ koy def ba nga xamante ni léegi ñun Auchan day jaay ndaamaraas léegi bépp Auchan bu nekk Sénégal day ñëw cene ba lépp lu ñu produire bu wóor na ne moom moo koy jënd pour yóbbu ko ci Auchan bi ñun dootuñu taxaw ci tali bi di jaayal kenn parce que léegi am nañ koo xamante ni lépp lu ñu defar rek moom dina ñëw jënd ko loola nag taxawaay la laaj produit ba ngay defar mu nekk produit ku ko gis bëgg ko produit ba ngay defar mu nekk produit de qualité loolu duñ ko defee exemple la ci rek beneen mën nañu ñëw ñu ne par exemple jigéen ñi dañuy defar ay saabu dañuy defar ay eau de javel léegi nan lañ def ñun ñooy am suñu fula ak suñu fayda ñun ñooy jàppalante ci suñu biir dootuñu dem di jël eau de javel boo xamante ni Mimran moo ko defar wala Abbas Jaber déedéet la ngay dàq mu jëm ci àll ba nga dàq ko mu ñëw ci kër gi kon suñu eau de javel bi nañ leen ci góorgóorlu xool ñoo xam dinañ ñu former ba li ñu bëgg ci eau de javel dinañ ko am ñu toog organiser wu ñu ni ñun ñi kii mënu di jaay kii di jaay kii di jaay ñuy xëccoo te ñoo bokk lépp ma rus naa ñëw di jënd ci kii di bàyyi ci kële da ngay mujj doo bëggee jënd da ngay mujj di yónni ndax doo bëgg sax kii gis ni yow da ngaa jënd ci kii bàyyi ci ka ca des nan la ñuy organiser woo ba nga xamante ni ñii ñoo yor eau de javel bi ñoo koy jaay ñii ñooy jaay ndaamaraas bi ñii ñooy jaay saabu bi ñii ñooy jaay omo bi ñii ñooy jaay carotte ji ñuy bay fii ñii ñooy jaay ñàmb ji organiser wu en chaîne de valeur yoo xamante ni kenn ku ci nekk di nga xam ne yow doo jëndee carotte jàppale nga ma sàmba carotte kii di jënd carotte à la kuli al day jënd saabu jàppale na ma demba kii jënd saabu par force day jënd ndaamaraas jàppale na keneen et cetera noonu la ñuy organiser woo ba du ñu xiiroo du ñu ŋaayoo te kenn ku ne di nga yëg sa bopp ci li ngay liggéey loolu nag organisation la laaj te incha allah man président maa la ko promettre dinaa la boole indi fi ñoo xamante ni dinañ la gunge ci loolu ba nga xamante ni loolu incha allah du ñu organiser dina nekk kenn ku ci nekk di yëg sa di ci am la nga cay am loolu mooy benn. ñaareel bi mooy dafa am lu ñuy wax démb dama ko dégg fële ca Tëngéej honorable député Nan Gueye te mu nekk au conseil collectivité au conseil économique social et environnemental daf ko def parce que Tëngéej dafa dend ak Diamniadio entreprise nekk fa moom comme am na tur ay entreprise woo ko ne ko dañoo bëgg 30 coffreurs ak 30 maçons mu toog 3 jours di wër 30 coffreurs mënu ko am 30 coffreurs alors je pense que bureau bi mën na nekk bureau boo xamante ni képp koy maçon mën nga ñëw bind fi ne man maçon laa
am naa qualification nangam sama numéro téléphone mi ngi nii dem sa yoon. ki nekk mécanicien ne man mécanicien laa sama numéro téléphone mi ngi nii sama numéro carte d'identité mi ngi nii dem sama yoon. ñi nga xamante ni dañoo nekk ci xeetu métier yi nekk ci gox bi yépp ñu ñëw ngeen am base de données boo xamante ni su ñëwee président Abdou ñu ngi dañoo soxla juróomi plombier dootuñu wër dañuy ñëw rek ci base de données bi kak diw ay plombier woo leen daal leen mettre en relation ak ñooñu suñu soxlaa ñoo xamante ni dañuy defar par exemple tel produit dootoo leen nekk di wër dañuy ubbi rek ci ordinateur yi tag doo bësee ñaari bouton ñu ne la li nga soxla mi ngi nii fii la ndëkk kii mooy papaam kii mooy yaayam je pense que loolu war nañ ko intégrer ci li nga xamante ni mooy doxal kii bi mais ci projet innovant yi aussi ñu wax ne mbay président moom moo limal boppam dinaa ko transférer ku mel ne Birane Seck wala yooyu ci WhatsApp am mu am les 10 décisions yi nga xamante ni moom la président décidé ci fi nga xamante ni yaakaar na moom ci liñ ko jox ci ay xalaat que ni foofu la yaakaar ne duñ fa orienté ndaw ñi dinañ fa dem dinañ liggéey jigéen ñi dinañ liggéey te nit ñi dinañ am loo xamante ni dinañ fa mën a suturloo loolu nag du man maa ko wax ay boromi xam-xam ñoo xalaat te tey jii mbay dafa am solo damay wax ni président xañ na ku mel ne man su ma déggaloon xañ na financement yi du ko joxe kenn man du ma joxe kenn xaalis kon su boobaa la muy def am na fii doo leen demee kër Assane Lo am na tool boo leen fa gis am déet ku ñuy wax Youssou Mbargane ubbi moom ko am na feneen mën naa leen jox sama mag am na fii tool ji ñuy wax Jibi Ndiaye doomu Njaga Ndiaye Anta Daaro mais xam na ko am na fi tool moom it ak ñeneen ñoo xam am nañ ay tool mais war nañu mën a am ay tool yoo xamante ni dootuñu nekk ay paysans rek yoo xamante dañuy sol jean bu xotteeku wala sol xaftaan bu xotteeku wekkoo ileer wala yor fas wi di ànd ak ñoom tool déedéet li ñu bëgg mooy ay xeetu baykat yoo xamante ni du ñu dajaloo man fu mel ne xombal am naa ko fa da ngay am pompe boo xam 250 000 ngay fay nga am ndox te dootu dakk ba ay laa yow mi diin léegi nag loolu mën nañu ko am fii tey jii soo jëlee léegi fii 2 hectares wala 3 hectares dugal fa juróomi pompe ñeenti pompe 1 million la ñuy am ndox ñu fay bay carotte di fa bay tomate di fa bay nangam di fa bay nangam mais tey jii président su organisé la woon lool ci Sénégal mu nekk ay chaîne de valeur yoo xamante ni diggante Thiénaba ak Thiès ndaw ñi dajaloo nañ fi nekk groupe d'entrepreneurs agricoles moom la Pape Malick Ndour sama rakk bi yor Prodac di def nga xamante ni du leen organiser groupe de 25 ñu yor seen benn tool la ñuy bay daneen ubbi ay grande surface yoo xamante ni ñooy concurrencer Auchan ku mel ne dama koy tooñ lu bari Assane Mbaye mii wala Ibou Diouf wala Madior ubbi seen benn grande surface lu toll nekk salle bi def fa seen i rayon yi mooy fi ñuy teg carottes yi ñaambi supame yi nangam lu ñu bay am na ñoo xam ñoo koy transporter yóbbu leen du ñuy yóbboo am na ñoo xam ñooy ñëw jënd waaye dañuy xam ne loola du seen magasin boobu salaire rek lañ fa am ndax sénégalais nag dafa am loo xamante ni moom la mënut ràññee mooy poosam ak poosu liggéey bi loolu nag da ngay xëy dajale sa ndaamaraas defar ko di jaay bëgg di produire waaye doo jaayee jël la nga jaay ca ndaamaraas ba fàtte nga ni lii dañ koo war a jëndawaat ndaamaraas defaraat wala nangam nga jël ko daal di say jënd sa benn jesneer wala nga daal di say togg sa ginaar fàtte sa poos ak poosu liggéey bi poosu liggéey bi soo demee ba lekk ko mooy tax liggéey ba taxaw Sénégal lépp ci projet yi dañoo jël xaalis ba nga xamante ni moom lañ war a liggéeyee jëndal ci seen i jëkkër ginaar wala jëndal ci seen i soxna ay jesneer wala jëndal ci seen doom kaye wala bic te loolu nag suñ ko mënul ràññeele na leen wóor ni lu leen DER mën di financer du dem loolu il faut mu leer aussi président xaalis bi ñuy liggéey du xaalis bu ñuy solo du xaalis bu ñuy naan du xaalis bu ñuy noose xaalisu liggéey la bénéfice ya cay génne moom ngay jël di ca noos di ca jënd yére di ca faju di ca régler say problème waaye doo jël xaalis ba ngay liggéey di ko takkee jabar soo ko takkee jabar xaalis ba jeex dootoo liggéey kon loolu ñu ràññee ko vraiment c'est un conseil boo xam j'insiste là-dessus lu mu metti xaalis bi nga xam suba mooy tax nga liggéey bu ko lekk mukk parce que soo ko lekkee suba doo liggéey kon loolu moom nañ ko sóoraale ci projet yi beneen question bi may aborder mooy la question mooy ñiy defar ndaamaraas commercialisation bi ak aviculture ak yu demee noonu dama bëgg a wax ni Thiénaba da ngeen am chance am benn seen doom nekk secrétaire général bu ASEPEX mooy agence sénégalaise pour les exportations lépp lu Sénégal produire di ko yóbbu ca bitim réew di ko jaay ñooñu ñoo ko yor yàlla dafa def doomi Thiénaba moom moo nekk secrétaire général foofu moo topp ca ka nga xamante ni moo yor kër googu muy bàcc siis kon je crois que ni ku mel ne kooku n'ayez pas de gêne n'ayez pas de complexe et man incha allah dinaa ko wax na ngeen dajaloo yéen jigéen ñi pour que seen produit
war a mën a dem ba am label bu koy permettre ñu koy jaay ci rayon ci Paris di ko jaay New York di ko jaay feneen ak feneen ak feneen ndax fee ca Baba Garage am na fa koo xamante ni yaayam sama xarit la xale bu jigéen bu ndaw la ba muy jógee Médina la juddoo fa la yaroo fa la màggee bañ ko yóbbu ci centre Baba Garage ba yaayam da ko doon ñeewantal ku ne naan ko da ngay xaru looy jógee Dakar dem ba Baba Garage tey jii jigéen ña fa nekk seeni produit ña ngi koy jaay Amérique New York dem naa ba ca centre ba fanaan naa fa yendu naa fa seeni produit ñi ngi koy jaay ci réewu Europe yi ndax lan ay jigéen lan organisé wu nan wan nañ leen nan la ñuy def pour seen produit yi mën a dem bitim réew ñu ko fay jaay ñi ngi organise yu ko jaay kon Bathie Ciss lu dëkkee ci dëkk bi di liggéey ci kuréel ga kër ga nga xamante ni ñoo yor lépp luy exportation ay produits ci Sénégal ngeen koy seetaan ci télé bi fu ne mu fay dem ay foire ñuy wane ay mango di wane ay lu ne kon war nañ mën a accompagner lii ba nga xamante ni produits yi ngeen di def leen ko mën di ko jaay ci bitim réew beneen bi ci mooy communication DER bi waaw politiciens yi kenn ku nekk da nga woote sa rux samay militants ñëw leen ma wan leen mais loolu je pense que ni dañu wax ci constitution bu Sénégal ne parti politique yi dañoo war a concourir à la formation des militants formation nag du nii la ñuy voté du nii la ñuy ki et cetera déedéet mooy militant bi ñu formé ko ba mu nekk koo xamante ni acteur de développement la communication bi ci jiitu mooy ñu xamal leen ni li ñu war d'abord mooy ñu jàng xam parce que nag am ak liggéey ak yooyu loolu mbiru suñu borom la nit jàng na ba sonn mënul am nit xëy na suba daje koo xamante ni moo ca la àddunaam baaxee kon li ñu war mooy ñu formé wu formé du ñu formé wu ba pare xam suñu desee li ci des nag mbiru suñu borom la ñu dékk ko suñu loxo ñaan ko mais communication bi daal mooy wax sénégalais yi ne DER Sénégal yëpp la fi nekkal ñun dañu ay sénégalais yayoo ko Sénégal amul ay Mamadou ak ay Mamadou ñëpp ay Mamadou la ñuy doon wala ñëpp nekk ay Mamadou kon ñun comme ci réew mi lañ bokk dinañ taxaw suñu taxawaay bi nga xamante moo ñu war mooy ci jàng mooy ci xam mooy ci lijjanti ba nga xamante ni luy suñu wërsëg ci li nga xam mooy projet yi ñu mën koo jël moo gën toog ne ah man kat damaa jàpp ne du ma ci am ñu toog rek déedéet kon communication bi daal mooy nan xam ne lii ñuy def nii askan bi yëpp lañ ko defal képp ku ñëw jël ko yaa ko moom képp ku ñëw jël ko yaa ngaa fekk sa cër nga geddu ko mais président bu ñu ngi li mu def ni daf ko def pour ñëpp ñi nga xamante dañ dëkk Thiénaba ak ñi dëkkul Thiénaba double dépôt mënul am parce que système bi logiciel bi bu lu ñuy wax logiciel maanaam mu ngi mel ne comme suñu téléphone bii doo ci enregistré numéro Assane Mbaye doo tàppee numéro ba téléphone bi ci boppam moo lay génneel Assane Mbaye yéen ñëpp ku yor téléphone nii rek xam nga ko léeg-léeg nga tàppe benn numéro di wutal ma numéro diw ñu jox la ko nga tàppe ko mu daal di génne ah moom te yoroon naa numéro ba de kon logiciel ba nga xamante ni moom la DER di enregistré noonu la mel ku ca xas a déposé mënoo déposé waat xanaa nga changé tur changé carte d'identité changé fa nga juddoo fa nga yaroo fa nga màggee mais dafa am données yoo xamante ni du sa xasee dugg heure boo fa duggaatee ñu nekk diw mi kat mi ngi waat nii kon loolu amul problème frais de dépôt yi président moom moo jël en charge loolu amul kenn koo xamante ni jàpp naa da ngay ñëw déposer fii ñu ne la pour nga am financement il faut nangam parce que président moom moo ko jëlal boppam en charge te li ñuy ñaan mooy que ni bu ñu xeeb kenn ku ci ne am na loo mën fii kenn ku ci nekk la nga mën na ngay ñëw di ko jiima apporter sur la table pour que mu mën a kii alors may aborder nag question bu ma ñor waaw mooy avant dernière question bu ma ñor dama koy booleeg dernière question bi mooy lan la ñuy réserver ñi nga xamante ni dañoo déposé amuñu ndax après bureau bi dafay jaare tëj lépp jaare fa tàbbi géej comme ni ñu koy waxee déedéet dama jàpp ni même président bu ñu ngi su nekkoon suba maire Thiénaba bureau bi dafa war a continuer di exister même su fekkoon moom dafay xëy suba ne damay bàyyi na ngeen ko ñëw woo ko ne ko dañoo bëgg nga ñëw continuer bureau bi am parce que damay wax ne gis nga bureau bi doo leen xamoon njariñ li mu mën a jur doo leen xamoon njariñ li mu mën a jur di ngeen xam ne ca dëgg-dëgg ñoo ngi leen di soog a jox kuddu bi ñu leen di ubbeelee bool bi pour ngeen lekk ba pare ñu ngi leen di soog a jox kuddu pour ngeen mën cee xewlu ndax bureau bi benn FONGIP ñu bari duñ koy tudd te damaa gis ñu financé ay 10 millions 20 millions 10 millions 20 millions 10 millions 20 millions FONGIP kon dama bëgg ñu bañ a topp rek sunu yëpp yitte yëpp def ko ci DER naam am na solo parce que lañ fa def milliards yu bari mais FONGIP dafa am solo ak yeneen i kuréel dañu am solo ci ambassades yi ci leneen ak leneen incha allah dinañ ci am séance de travail yooyu aussi ñu bañ ko fàtte beneen bi mooy bureau bi ñi nga xamante ni amuñu ci DER bi
mais nan organisé wu du ma ko mënoon dama koy woo def ko haut-parleur ngeen dégg ko dafa am benn jigéen temps yi may jàngale dama bokkoon ak moom école bu ñuy jàngale mu tudd Altine Sow dëkk Médina Altine Sow di ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba bi yoroon impôt tey ji président dénk ko caisse de dépôt et consignation moo remplacé Aliou Sall fa mu nekkoon alors Altine Sow dafa ubbi woon lu ñuy wax kii legetu guy Mariama kar koñam bi mu dëkk mooy guy Mariama mu tuddee ko legetu guy Mariama jigéen ñi chaque àllarba dañ fay ñëw daje suñu dajee natt li ñuy natt waaye dafa am loo xam day des ca kees ga loolu bi mu koy rek léegi matagul ñeenti at ci li ma xam ñeenti at waaye actuellement ñi ngi ak 17 millions fukki millions ak juróom-ñaar ci seen kees du tam xarit jotee ñoom ñooy jënd seen ñaar ba ñetti nag rey ko séddoo ko koor gi ñuy wax nii seen suukaru koor ak ndogu koor ya ñuy joxe xaaruñu ko ci politicien xaaruñu ko ci ministre xaaruñu ko ci directeur xaaruñu ko ci député ñoom ñoo koy jël ci seen fond de caisse jënd ko ay suukar jënd ko ceeb jënd ko tàndarma teg ko foofu joxante ko ci seen biir donc bu ñu jàpp ne lépp day jóge ci politiciens yi day jóge ci bureau yi day jóge ci service ci ministères yi emploi indirect dafa war a am te loolu mooy véritable emploi mooy que ñun ñu nekk ay entrepreneur man par exemple fukki at ak juróom laa def fonction publique ba ma xëyee suba ne damay démissionner fonction publique dañ ne ma da ngay fontu da ngay xaru sa retraite bi nga nar a bàyyi sa nangam bi nga nar a bàyyi fii doo amee 60 ans da ngay am retraite kan moo wóor yàlla dina dund 60 ans mais parce que dañu gëm ni wërsëg doomu aadama ëpp na salaire kon il faut ñun ñu entreprendre suñu bopp mooy ñu créer suñuy pexe bopp yoo xamante ni moo ñuy may du ñu xëyee am du ñu xëyut am loolu nag kenn ku ci nekk da koo am mooy que ni donte fukki jigéen lan nag kenn ku nekk ne man jaayante naa dinaa wut sama ñaari junni teg ko fa muy ñaar fukki junni yooyu ngeen ñëw ci président Abdou ñu ngi ne ko ñun kat góorgóorlu lan ba am ñaar fukki junni dañu bëgg a liggéey lan bëgg a liggéey dañoo bëgg nangam ak nangam lan xalaat ne suñ ko liggéey dina dox président Abdou ñu ngi jël fukki junni ne leen maa leen ko jàppale Abdou Ndiaye jël ñaari junneem ne maa leen ko jàppale Birane Seck jël junneem ne maa leen ko jàppale Maajoor jël ñaar téeméer ne naa leen ko jàppale keneen ak keneen ñëw ne maa leen ko jàppale parce que dañuy wax ne ndimbal da ca fekk loxol borom kenn ku nekk du daal di jëlee dugal parce que ki neex a àndal mooy ki nga xam gis nga ne mi ngi ci yoonte dafa bëgg a dem loolu soo leen ko defee ba pare su ko defee nag dafa am loo ñun ñoo ko yeyoo kenn ku ci nekk yaay dox li nga xam ne moom nga ci war a dox xool nan la war a ma def pour gën a yaatu ngeen muy nekk entreprise boo xamante ni dina dem teg fukki nit yu ne dajaloo pour nekk entreprise soo leen ko defee man li ma wóor mooy que ni di ngeen ci rendre compte que ni lii am na njariñ te yokkute am na ci donc véritablement maa ngi leen di remercier une fois de plus encore di fàttali ni ci programme bi d'urgence bi président wax daf ci am 73 000 jeunes yu ñu war a former formation ay bons de formation yu président di maye 73 000 loolu ñu bari duñ koy wax mais yooyu kon étudiants yi fi nekk jeunes yi jàng ba am bac ñi nga xamante ni moo xam sax métier boo xam jarul université dañu bëgg ay formation nañu signalé wu ci plateforme yi dem inscrire ci formation yooyu 73 000 maanaam juróom-ñaar fukki junni du fekkee ak ñett yoo xamante ni ay doomi sénégalais yu ñu war a former ci métier mu leen neex pour que ñu mën a yokk li nga xamante ni moom lañ leen liggéey fa ñu dëkk donc loolu moo nekkoon kàddu yi réponse yi xaw ma nag ndax mujj naa tontu lépp question yëpp mais lu ci matut ñu jéggalu kii waaw ah guichet bi voilà guichet bi mi ngi ci 10 décisions yi dinaa ko envoyé kii li président waxul guichet pour déposer DER déedéet dafa wax ne guichet unique pour que DER ADMP FONGIP ANPEJ ñoom ñu bokk ko muy bureau boo xamante ni dossier bi dootul jugee fii dem fële ñu indiwaat ko mu demaat fële ñu indiwaat ko de waaye bureau la boo xamante ni service bu ci nekk da nga am ku la fa toogal ka la fa toogal mooy def la ma war a def ca dossier ba nga xamante ni dossier ba du duggee ci bureau bi ciy génnaat ci dossier ci bureau bi def nañ ca lañ ca war a def yëpp dootul demaat feneen loolu la ñuy wax guichet unique bi mais du guichet unique pour déposer DER voilà je vous remercie. taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu mboolem ñu teew fii jël suñu nuyoo di ko commencé ci xalif général lu Thiénaba suñu maam Abdourahim Seck ñaan yàlla guddal fanam di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan à travers la presse aussi ñi nga xamante ne aussi ñoo toog fii tamit ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ko jël nuyoo bi di ko teg ci loxo le président Abdou Gningue mu jàllale ko ci ñi teew fii ñëpp donc maa ngi wax ci turu bépp ndaw bi nga xamante ni yaa ngi nekk ci commune Thiénaba sama temps de parole nag dama koy tënk ci ñaari phase bi ci njëkk mooy exposé bi nga xamante ni suñu waaw ab njaayeen bi donte ni koor la nekk sax def na le tout ba koor gi yëgu ko moo exposé ñu ko donc beneen phase bi tamit phase remerciement lay doon
donc comme ni ñu ko waxee dafa wax ni actualité la que ñu parler ci xëyu ndaw ñi bi nga xamante ni le président de la République woote na li ñuy tuddee le conseil présidentiel pour l'emploi et l'insertion des jeunes suivre naa ko toute une journée après me poser une question xam naa sax ci jeunesse Thiénaba bi nga xamante ni moom nañ bokk ci groupe WhatsApp bi dugal naa fa question bu mel noonu à savoir que conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes quel impact sur la jeunesse de notre commune yaakaar naa question boobu ma posé woon lii bokk na ci réponse bi ndax tey président bu fekkee dafa woote am ndaje boo xamante ni dafa jëm ci xëyu ndaw ñi woote ko jam ñaajo toute une journée ndaw ñi teew fa di ci waxtaan ñuy xool sotante ay xalaat ci lu jëm jàpp naa ni ñun ñi nga xamante ñu ñoo nekk ci base bi ñu ñoo nekk ci village bi tey am na benn jeexintal boo xamante ni war nañ koo xaar mu jëm si ñun donc tey lii bokk na ci réponse bi comme ni ma koy waxee rek tey li nga xamante ni pour man moom lañ war a miser muy loolu du leen dul une bonne communication muy ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk ci àll bi ñu àgg ci ñoom mais ñu àgg ci ñoom ba expliquer leen carrément li nga xamante ni tey moom la président teg li may wax ne c'est boo créer ay ONFP 3FPT PF2E ISEP DER FONGIP yooyu yëpp day baax mais tey jii ki nga xamante ne tey mi ngi ci àll bi te tey amul benn cop tege comme sama classe nga xamante ne mën nañ dem ci internet bi ñu dem gëstu wala dara tey kooku boo demul ci moom boo eggul ci moom nga expliquer ko carrément loolu lan la jàpp naa ne du ci mën a bénéficier wu donc bokk na ci li waral ngay dégg ñu ni DER bii passé ñii dong ñoo ci bénéficier wu parce que ci ñooñu dong la ñu yemoon mais tey bu fekkoon egg nañ ci ñi nga xamante ne tey muy jeunesse bi yëpp bi nga xamante ne moo nekk ci commune bi jeunesse bi nga xamante ne ñoo nekk fi gën a sori ci Sénégal àgg ci ñoom expliquer leen lii la ak lii la pour nga am ci fii ngay jaar nii ngay def jàpp naa ne dina egg ci ñëpp ba ku ci yàlla wërsëgale nga mën cee am donte ni ñëpp mënuñ cee am donc mooy kon li nga xamante ne le président Abdou Gningue taxawal na ko muy bureau bi dafa nekk loo xamante ne day répondre ci question boobu nga xamante ne question d'actualité la pour nit ñi nga xamante ne tey wala jeunesse bi nga xamante tey toog nañ bëgg financement yi ñu mën cee am donc comme li may wax rek muy communication boo xamante ne tey ak coaching boo xamante ne tey ndaw ñi soxla nañ ko parce que tey jii pour nga déposer DER wala tey pour nga déposer tey FONGIP tey fi ak nouvelle technologie bi il faut que nga mën a manipuler li ñu tuddee mooy les outils informatiques mu nekk loo xamante ne tey mooy base bi d'abord donc nit ñi nga xamante ne tey da ngay gis sax au niveau des étudiants ñoo xamante ne dañu am bac duñ mën a manipuler ordinateur donc tey waxuma la koo xamante ne tey jàngul wala tey koo xamante ne tey demul école ba bëgg ci formation boobu donc tey il faut que comme bureau bii nga taxawal dafa nekk loo xamante ne pour man Sénégal ñëpp ko war a roy teg ñoo xamante ne tey dañu mën a manipuler outils informatique yooyu bu permettre ñi nga xamante ne mënuñu ko ñu ñëw toog ñu ubbil leen compte parce que dafa am ay questionnaire boo xamante ni c'est difficile à comprendre il faut que ñoo xamante ne tey seen xalaat màcc na ci ñu mën a répondre ci question yooyu pour mën laa teg ci yoon woo xamante ni bu la yàlla wërsëgalee ci financement yooyu dañ ci am donc beneen phase bi mooy phase remerciement envers le président Abdou Gningue aussi tamit di def un appel solennel à l'endroit de toutes les autorités de toutes les autorités politiques comme apolitiques ñu participer carrément sur l'insertion des jeunes je pense que tudd nga ko fi ay autorités yoo xam ne tey ñi ngi ci ay bërëb liggéeykaay yoo xam ne tey du doon dara ñu jëw ci benn localité jël fa benn jeune stage wala ñu jël fa benn jeune mu liggéey parce que day yokk nit ki comme la ñuy wax naan jàngal ma ni ñuy nappee moo gën nga may jël donc tey nga ñëw jël jeune bi ci benn famille nga jox ko liggéey tey famille boobu jàpp naa ne loolu waroon na dimbalee ëllëg rek jàpp naa ne defal nga leen ko tey il faut que tey autorités yi nga xamante tey ñoo nekk au niveau de la commune comme politique comme apolitique ñu xool ñi nga xamante ne ndaw ñi nga xam ñoo ne ci commune bi ñi di am formation ba pare ñi nga xamante ne defaguñ formation ñi nga xamante ne jàng nañ ba am ay lijaasa te mënuñoo liggéey mënuñoo am stage ñu participer carrément ci seen insertion ci marché professionnel bi donc ma leen di gërëm bu baax di gërëm le président Abdou Gningue di jéggulu aussi ci guddal bi xam naa ni xaw na naaj di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di sant ci turu jeunesse bi yëpp di la ñaanal yàlla aussi li nga xamante ni sumu nga ko yàlla àggale ko di nuyu waa salle bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah remercier président Abdou Gningue di nuyu Baye Ndiaga di nuyu ñoom Assane Mbaye Ibou Diouf Abdou Ndiaye mi nga xam ne moo tax ma ñëw fi di sama rak dëkk Xombol moom lu mu nekk rek dama ciy taxaw waaw parce que gis naa ne c'est un jeune boo xam ne dafa engagé te wax ëppi gëm boppam waaw parce que fi mu nekk nii compétence moo ko fa yóbbu du politique du dara te li ngeen wax di politique lii président Abdou Gningue def loolu mooy politique parce que lii nii man d'accord ma sax ñu koy résumé nii dañu waroon xëy suba teel ñu nekk ci ba ngoon parce que liggéey mooy nit moo lay def nit parce que ku liggéeyul fii kenn du la faale lu réer ci kër yow la ñuy xaat na yow la
parce que liggéey dafa am solo man chômé naa 5 ans li may 7 ans li may wax xam naa ko moo tax lii dafa jar toog jarul taf-tafee bàyyi nit ñi ñu wax li ñuy xalaat jigéen ñi wax parce que développement actuellement ci jigéen ñi lay jaar ak jeunes ñi parce que la jeunesse est désemparée jigéen ñi sonn nañu xam nga ndax politique politicienne moo tax actuellement fulla ak fayda moo koy maye ku mel ni président Abdou Diouf Abdou Gningue li mu def nii moom la ñëpp waroon def parce que actuellement nii ñu ngi ko wax au niveau de Thiénaba ndaamaraas gi mën na ci am lu ne mën nga ko am ci ndaamaraas bi ay fruits yi dafa dox fii yëpp mën nañu ko exploiter xam nga jarul sax sori ci élevage bi yéen seen suuf si rek bu na ko gëmee rek ak seen projet yi rek mën ngeen cee génn te taxaw na pour def ko li may wax mooy ñëpp mën leen jël ci DER mais li ma koy conseillé mooy ñi des te jëluñu leen mu fexe leen téye bu mën a wutee financement ci monde bi mu wut fa financement parce que mën na ko connaissance kese la mu financer leen fidéliser sa base xam nga ngeen xam ne nag am fulla ak fayda xam ne gis nga nit ki bu la fi nekkal da nga fi nekkal man ministre de l'intérieur sama xarit la mais ba mu soxlaa la ñëpp ñàkk kafu ma ci réew ma ci fu mu pikiroo ma naan fa doom di nga nit day am fulla ak fayda dëkk di yàlla amal njariñ da nga koy amal njariñ xam nga ku la amul njariñ nga tege ko ne la parce que fii dama la wax lu leer fii gars yi faalewuñ kenn wax jee neex rek ñuy wax nii di expliquer di wax nii mais Macky Sall bu faloo bu sañoon waa Afrique dañ ciy seet ba ay mbokk na ci seet bopp yéen nag xam nga affaire bi Thiénaba la Abdou Gningue moo leen gis yéen moo leen gëm indi leen ngeen gëm ko ànd ak moom ngeen liggéey parce que xam nga Sénégal li problème bi mooy xam expérience bi mu am rek bu wootee bu ma da ngeen war a ñëw wuy si ànd ak moom xam ne kii soxlaatul dara jaamu la yéen lay jàppale ngeen ñëw ànd ak moom am ci fulla ak fayda kese man loolu laa gis ministre de l'intérieur compétence moo ko te Abdou Ndiaye mii dóor nañ ko fu ne AJ fii dóor AJPR fa ne fa la ne woon dóor nañ ko fu ne ci Bamba Dieye fa la ne woon jóge mais dafa gëm boppam parce que ba léegi li mu bëgg a jot am na ko te jaaru ko ci kenn leen wax ngeen gëm seen bopp am fula ak fayda lii dama lay ñaan président boo ko mënee defaat nga defaat ko jigéen ñi ñëw nga jox leen xale yi jox seen xalaat ñu wax jël seen temps nga xam doléance yi bind ko mën leen a défendre parce que lii dafa ndaw parce que ni ñu koy taf-tafee am na ñoo xam ne duñu am sax fit pour wax parce que 2000 mënoo ci wax say soxla ngeen yaatal ko ñëpp wax seen xalaat dëkk bi mën a avancer parce que il est temps la jeunesse est désemparée jigéen ñi sonn nañu te ñoom ñooy yëg coono bi ñun góor ñi wax dëgg yàlla suñu wax a bari rek mais problème bi jigéen ñi la ñoom ñooy sonn ñooy jaay seen or ku ñu fii ku ci jaaxle bu dëgëree semeur yi si yaay yi nga def mais maire jox ma 100 francs ba jënd tabac ñemoo dem ci papa di ko laaj maire bi nëbbatu jox la nga dem gérer xam nga moo tax affaire bi jigéen ñi la ak xale yi dañu leen war a jàppale il est temps ñu jàppale leen parce que xam nga bu ñu demee ba naa droit de l'enfance naa droit de la femme l'homme a failli à sa mission parce que loolu doom xale boobu di réer ak ñu koy violé góor gee koy def jigéen ji ñu dóor góor gee koy dóor kon góor gi dafa failli à sa mission moo tax droit yi génn ñun góor ñu war a xoolaat suñu bopp xam ne jigéen moo ñu jur xam nga ñun xale lañu woon comprendre xale yi jàppale leen dëkk bi mën a avancer parce que jigéen ñi ak xale ñoo mën a développer Sénégal parce que depuis 1960 góor ñooy dirigé on a failli à notre mission nañ ko nangu xam nga def mea culpa def introspection xam ne affaire bi dëgg moo koy yor lan ñu def ko dëgg jàppale suñu jigéen ñi Sénégal jëm kanam di sant di gërëm jaay. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nag massawu seen coono ci déplacement yi ngeen def weeru koor bi sonn ngeen waaye nag wuy si ngeen suñu woote loolu maa ngi leen ciy gërëm di tàmbali sama nuyoo nag ci xalif généralu Thiénaba Baye Abdourahim Seck di ko ñaanal gudd fan ak wér di nuyu ay doomam di nuyu ay rakkam di nuyu sous-préfet bi fi nekk di nuyu adjoint di nuyu maire bi di nuyu commandant gendarmerie autorité yi nga xam ne yëpp ñu ngi fi di nuyu chef de village yi te seen tàmbale ko ci sëñ Alassane Niane Seck sëñ Mbaye Samb bu chef de quartier yi di nuyu responsable yi nga xamante ni ñoo fi nekk responsable politique yi bépp parti bu mu nekk di nuyu jeunesse bi waaye di nuyu itam jigéen ñi nga xamante ni déplacé wu nañu di nuyu ñëpp ñoo xamante ni itam suñu gan nañ jóge nañu ci yeneen zone yoo xamante ni du sax Thiénaba Thiès def délégation bu mag sëñ Assane Ibou Diouf dama leen a cité rek waaye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu itam ki nga xamante ni moo ànd ak Abdou Ndiaye di Madior sa kàddu rafet na di nuyu nag
particulièrement Abdou Ndiaye di ko féliciter ci kàddoom yi di ko féliciter di ko remercier ci exposé bi mu def Abdou jërëjëf leeral nga ñu ñi nga xamante ni sax demoon nañu DER jàngal leen DER won leen jëlee nañu xam-xam ci li nga wax ni Sidibé wax na ko ñi nga xamante ni mooy bureau bi waa bureau bi it maa ngi leen di nuyu bu baax tàmbalee ko ci Sidibé Khalifa Dieng Xaali Seck ak Moussa Gueye ñoom ñëpp seeni taxawaay maa ngi leen di nuyu bàyyiwuma kenn waa jeunesse bi jeunesse de Thiénaba ñi nga xamante ni ñoo représenté jeunes yi maa ngi leen di nuyu bu baax ci Diop parti yi Moussa Ka moom daal Mour Dione maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp Mbaye Cissé kenn ku ci nekk Khalifa ki Cheikh Gueye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax jigéen ñi aussi déplacé wu nañ ci yeneen dëkk ñëw ñi ngeen gis ni ñenn ñi Thiénaba lañ dëkk waaye ñeneen ñi ci des ñu ngi jóge seen i dëkk waa kër Assane Lo maa ngi leen di nuyu Soxna Cissé waa Ndan Fatou Mbaye maa ngi nuyu ñi jege Xombal aussi kii Anta Daaro ni nga def gis naa ko bu baax déplacé wu Xombal ñëw mënal nga ni rek Thiénaba du sama commune foofu kon c'est pas la peine may jóg waaye déplacé wu nga ñëw wuy si suñu réunion bi wuy si suñu woote bi loolu ñu ngi ciy sant bu baax di sant ñëpp nga xamante ni jël nañ fi kàddu di laaj ñii di ay questions yi ñu posé ñii di ay contributions yi ñu joxe di nuyu aussi waa presse ñu déplacé wu ngeen daanaka yéen a fi jëkk wane nag fu la ju ngeen def ci biir pas-pas yi ngeen ci am loolu maa ngi leen ciy sant leen ci gërëm réunion bi nag li nga xamante ni moo ko waral mooy ñu ànd jàppale président Macky Sall dafa dem ci ndaw yi di leen jàppale wax ko ñëpp dégg ko d'abord li nga xamante ni def na ko bi nga xamante ni événement yi ndaw yi def nañ ko da leen a ni dégg naa li ngeen wax génn ab xaalis 450 milliards ni dama koy jox jeune Sénégal du jeune APR du jeune Benno Bokk Yaakaar jeune Sénégal la koy wax ak jigéen ñi góor ñi ak jigéen ñi loolu doyu ci mu dolli ci def benn conseil présidentiel ci jeunes yi insertion ak emploi des jeunes loolu mat ñetti waxtu mu toog ko di waxtaan ak ndaw yi ñu koy poser question muy répondre question yi nekk fii yu ci bëri jóge na foofu répondre nañ leen maa ngi nuyu au passage aussi Poulo El Hadj ak question bi mu posé yooyu yëpp jóge na ci pour dem droit au but président bi dañuy day def benn guichet 450 milliards la teg 450 milliards yi góor ñi ak jigéen ñi ñoo ko séq bari na nag ay bureau yu ma créé bureau yooyu ka ca gën a feeñ mooy DER waaye am na ay FONGIP am na yeneen ñoo xamante ni ñoo bokk ak moom mu ni nag au lieu kon ñu naan nañ ko déposé DER nañ def benn bureau boo xamante ni DER da cay am Abdou Ndiaye wax na ko léegi FONGIP am ci keneen am ci bureau boobu duñ ko jox maire duñ ko jox politicien duñ ko jox kenn dañ koo tegal benn plateforme maanaam benn place la boo xamante ni fa lañ ko teg ku am machine internet te man ca xam sa dossier man caa connecté wu man caa bokk man caa def sa demande nga def ci sa demande amul ma Samba amul ma Demba Abdou ñi ngi da lay jàppale rek nga def dossier yóbbu fa waaye ñoom ñooy xool sa dossier ni soxna Cissé mi dossier bi lii la bëgg nii la tudd nii la mooy carte d'identité dem wax ba kon nag dossier bi soxna Cissé la ñuy gis du ñu dossier bi Abdou ñi ngi indi soxna Cissé déedéet dañ naan dossier bi soxna Cissé kon nag ku déposé sa dossier nga déposé man li may def mooy jàppale la nga mën a déposé ndax fa ñuy déposé ñu bëri xamuñu ko am na nag ñu ko xam ndax Thiénaba am na ay cadre waaye ñu ci bëri ci ëpp ci Thiénaba xamuñu ko ñu bëri ci jigéen ñi bu dee téeméeri jigéen nga jël wala téeméeri nit nga jël lu war fukki nit wala ñaar fukki nit ñooy xam na ngay jaar
or téeméer yëpp ci biir Thiénaba lañ kon nag man li may def mooy jàppale président Macky Sall pour nitu Thiénaba ak nit ñu bokkul biir Thiénaba sax mën a def seen dépôt ci loolu mu bëgg jox waa Sénégal mën a bokk ci loolu mu des jox waa Sénégal rawatina nag waa Thiénaba dama bëgg waa Thiénaba am foo xamante ne buñ fa demee man caa bokk ci lii président bi wax moo tax ma wut bureau bi day defar projet ñeenti nit ñoo ci nekk léegi laaj na man ni mën naa ci def juróom mais beneen jigéen effectivement ay góor rek laa defoon ndax góor yi dañoo gën a woyof waaye xalaatu def ci benn jigéen jaadu na dinaa ci def jigéen buñ paree fii dina ci waxtaan xool ban jigéen moo ci mën a ñëw ci ñoom mën a bokk ci bureau bi kon nag loolu itam yéen jigéen ñi soxna Cissé xool leen yéen ñi jigéen mëreetu yéen ñi nga xamante ni yéen a fi nekk te effectivement fi mu ne boo xoolee salle bi gis ni jigéen ñi ñoo ci ëpp góor ñi kon nag bureau bi itam jigéen war na faa nekk ba bu jigéen dikkee wax ñoom ñu xam kii li mu wax lan moo ci jaaduwul yan taxawaay lañ ci war a def waaw loolu dinañ ko def incha allah kon nag bureau bi dama ko wut ngir jàppale waa Thiénaba xale yi jeunes yi jigéen ñi nga xamante ne ay mag lañ amul benn parti amul coloration parti maanaam du da ngay bokk benn parti amul ni da ngay bokk ci benn groupe képp koo xamante ne biir Thiénaba nga bokk wala ku am carte d'identité boo ci ñëwee ci commune bi boo ci ñëwee dugal sa dossier képp koo xamante ni bokkul sax ci commune bi nga am sa carte d'identité boo dikkee boo ko jëlee dépôt ñu ñëw parce que sama taxawaay mooy jàppale président Macky Sall damaa jox ndombal tànk jaare ko ci kilifa yi diiney Thiénaba ma nekk Thiénaba li ma am ak li ma jàng lépp jànge ko Thiénaba lii ma dem ba mën a bind big bii Thiénaba laa ko jàngi internet bi ma mën a dem ba xool ni lii kat site la dossier bi moo fay dem wifi bi ne laa koy def Thiénaba laa ko jàngi bu du woon jaar gi ma jaar Thiénaba du ma xam loolu lépp kon nag delloo mbattu bi ca ndaala la damay dikkaat delloowaat Thiénaba seen wàccuwaay ci taxawaay yiñ ma taxawam man ba mën a faj sama soxla di jéem a faj soxla ñeneen waaw kon nag bureau bi loolu moo ko yëkkati jàppale président bi ci taxawaay yi mu def ndax bu defee ay financement def ay woote ndaje ca amul dara lu mën a sensibiliser nit ñi amul dara lu ko nit ñi mën a andil bu boobaa it xaalis bi dafay nekk gaare rek waaye dépôt yi duñ bari mbaa buñ dee ami dépôt yeneen dëkk yi taax yi ñoo koy am waaye dëkk yi nga xamante ne dañoo mel ni Thiénaba nga xamante ni bari na ay sàmm bari na ay baykat duñ ca mën a jot ca ay sénégalais lañ ca xaalis bi sénégalais moo ko tax a jóg loolu moo tax ma bëgg a jàppale Thiénaba képp koo xamante ni bëgg nga ci dossier boo dikkee fii doo fay dara duñu laaj kenn Ndiaga Dieng wax na ko duñu laaj kenn benn dërëm ci dossier yii ñuy déposé muy DER duñ la ci laaj dara dañuy DER parce que DER moo ci fës waaye dossier yi ñuy déposé ci plateforme bi président bi jox ndawul ji 450 milliards yooyu di ko joxe dañ leen ci gunge jàppale leen ci donc man dama leen di gunge jàppale leen waaye du ma financé du ma jëlit xaalis naan dama jox ma jox la déedéet dama lay teg ci yoon rek damay jël sa dossier teg la ci yoon ñaan yàlla nag loola antu beneen bi ci des mooy bureau bi du rek defi projet defi carte d'identité di ci am état civil seet naa ni jigéen ñu bëri man damay dugg ci àll bi jigéen ñu bëri ak ndaw ñu bëri mat nañoo am carte d'identité mais mënuñu ko am léegi si deme nañ ba état bi defe nañ ay loi yoo xamante ni xale bi am 3 ans xale bi boo xisee fer boo mënee dox nii rek mën a am carte d'identité
or carte d'identité problème la te boo amul carte d'identité buñ la envoyé Orange Money sax doo ko mën a retirer ma ne nag naa jàppale aussi carte d'identité ci yëf yi donc bureau bi am nañu tànk jàppale carte d'identité yi ñi bëgg carte d'identité duñ joxe benn dërëm nag xanaa xañ na buñ demee ñun jëndal septembre buñ demee ñun la defal nii yàgg police wala yaa nga fa ngay jënd ndax timbre bi ngay jënd ñu defal la ko ci sa carte d'identité lu ma ca man jàppale la ca loo ci man jàppale ko muy loola waaye doo joxe benn dërëm ci bureau bi doo joxe dara ñetteelu kii bi ci des taxawaayu bureau bi muy kayitu juddu xale yu bari amuñu kayitu juddu léegi si nii la sax nga xamante ni boo duggee école da ngay dem ba ay entrée di def entrée en sixième def examen doo mën a am kayitu juddu am na ñoo xamante ni ñàkk kayitu juddu tax na defuñu examen foofa lañ daal découragé dem jàngatuñu kon nag kayitu juddu bokk na ci dañ leen di gunge nan la ñuy mën a amee carte kayitu juddu ndax du ñun ñooy defar kayitu juddu bi waaye xam nañu fi nga mën a jaar ba mën a am kayitu juddu fi nga mën a jaar ba am kayitu juddu la ngay jaarale jël say dossier jàppale la ci ànd la fa yóbbu la foofa nga xamante ni yow yaa bëggal sa bopp kayitu juddu pour sa doom wala pour sa soxna wala leneen ñu ànd la gunge la ci loolu loolu it bureau bi da ciy def duñ ci laaj dara itam nag duñ ci laaj dara te it lépp ci yoon lañ koy teg ndax du may defar kayitu juddu du may defar kayit carte d'identité du may financé waaye dama lay teg ci yoon wa nga mën a amee kayitu juddu teg la ci yoon wa nga mën a amee carte d'identité teg la ci yoon wa nga mën a amee ci financement bi par un projet loolu lay jàpp def dimbalee ko askanu Thiénaba dimbalee ko bépp nit boo xamante ni ñëw na ci waaye nag di dimbali aussi président Macky Sall pour li muy defar mu tas mu yaatu informer nit ñi ba nit ñi xam ni ah kii kat mi ngi liggéey ñàkk a xam rek moo ci de ñàkk yëg moo fi nekk waaye liggéey bi am na taxawaay yi am na kon nag yóotu man caa bokk moom moo ci des ma leen di jàppale ngeen mën caa yóotu ngeen mën caa bokk léegi kii wax na ko léegi Moussa Ndiame Gueye ñi nga xamante ni déposé woon nañ DER am wala joxe xaalis jotu ñoo am nañ leen di def ban langage lañ leen di waxaat bu ñu leen tuddaatee DER déedéet ñun daaw ñu jël xaalis ma suma jël xaalisum ni am na ñu ma déposé DER nag am nañu mën naa leen wax kee taxaw ne di exemple rek laa leen di wax de exemple mënuma lim ñëpp dama koy yàpp ma koy wax xaalis mais déposé naa ko am na ci DER yi xaalisam moo xam na mu ko def benn dërëmam dugal ci exemple pour wane ni am na yu ma dugal ñoom ñu bëri ñoo xamante ne am nañu kii financement maa leen indi ay partenaires yu financement laa amoon ñii ay 3 millions ñii ay 2 millions ñii ay 5 millions ñu ngi biir Thiénaba gii ñenn ñi ñu ngi jaayaat ñenn ñu ngi mbaaleen daa tas ay financement man développement dama cay yàggat moo ma neex lii nii may jël nii di fay di defar dama daa bokk mën na damaa tëdd waaye nag du ma ko def parce que sama jikko ak sama bëgg-bëgg mooy jàppale nit ki teg ko ci yoon ba mu mën a am njariñ teg ko ci yoon ba mu mën a am njariñ loolu mooy donc Moussa Ndiame ñi nga xamante ni nag déposé nañ amuñu dañu xam ne yàlla la ndax nee naa du man maay joxe dama leen di woon ngeen déposé du nag DER itam DER daa bokk ca biir waaye groupe financement la groupe direction la boo xam ne président bi da koo teg nii nag du ma ko jox kenn nit sous-préfet yaa ngi fi maire yaa ngi fi gouverneur yaa ngi fi ministre yaa ngi fi Abdou ñi nga ngi fi Fatou Mbengue nga ngi fi Soxna Cissé ngi fi du nit da koy jox du ko jox kenn liñ la daan ku bëgg a bind yóbbu fa ñooñu xool ko bu DER gisee ni kii dossier am la DER jël FONGIP gis ni kii dossier am la FONGIP jël yaa ngi dégg El Hadj bu FONGIP gisee ni kii dossier am la FONGIP jël bu keneen gisee ni kii dossier am la keneen jël buñ ko jëlee nag traité ko dindi ko ci 450 milliards yi waaye 450 milliards yi joxuñu ko benn organisme joxuñu ko benn direction dañ koo teg ni voilà fii lañ koy garder koo xamante ni bokk nga ci dossier yii ñëw fii financé nga ko ñu xam ne yow yaa ko financé kat
ci fii nga ko jëlee financé ko suñ financé ba pare am na it yeneen ñoo xamante ni ñooy suivre ñu ñu financé ñu leen di suivre ñooñu ñëpp ca foofa la ñuy jëlee ci benn place bi la ñuy jëlee voilà loolu mooy affaire bi donc ñun man damay accompagner ku nekk APR ku nekk Benno ku nekk réew mi ku nekk yeneen parti ci des PS waaw mooy Benno rek ku nekk PS ku nekk réew mi keneen ku mën a doon boo dikkee bokk ci moo tax gis nga ko c'est pour la jeunesse du parti de xaw ma fu mu bokk dama ko woo ni ko ñëwal toog parce que c'est la jeunesse moom la ñuy liggéeyal kon nag jeunesse bi la ñuy liggéeyal ci lii départ la di den tàllal loxo nag lii ñuy def loo gisee ni mën nañ ko cee gën a yokk mu gën a baax man je suis prêt initiative la rek xalaat la bu ñëw rek waaye nag dama ne naa ko publier itam ndax su ma ko waxul nii rajo yi jël ko dañuy liggéey fii kenn du ko xam kon nag bu ku jóge fii itam xamal ni fii kat mën nañ fee am defar projet mën nañ fee jaar am carte d'identité mën nañ fee jaar am kayitu juddu yéen ñii journalistes yi itam maa ngi leen di yëgal loolu ñu wax ko waa tund wi yëg ko waa commune bi yëg ko bay ci sama yu tànk waaye itam waa région bi ak waa Thiénaba bi yëpp waa Sénégal yëg ko ni ñun daal dañuy defar li ñuy defar nag li tax ñu jóg jàppale président Macky Sall ci li mu yëkkati li mu yéene li mu ne ndaw ñi dégg naa leen loolu moo tax ñu jóg ci ndigalu nag xalif général bi Baye Abdourahim Seck ak itam laata ñoo départ rek woote nañ ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa ci nekk ci biir commune bi sous préfet yi préfet ñu ñëpp xam nañu ñoo ngi defar lii pour mën a jàppale président bi pour mën a jàppale ndaw ñi boo nee ndaw li du ndaw Benno de ndaw yi Thiénaba ak ndaw yi gox bi waa Xombal la nga ne dañuy bokk ci biir da nga leen di woo ñu gis waa Thiès la même chose maa ngi leen di gërëm ci seen taxawaay léegi nag loolu daan ci gàttal man moom laa noonu naa ko wax woo leen képp koo xamante ni am nga benn projet soo dikkee dinañ la ca jàppale képp koo xamante ni am nga manqué nga carte d'identité soo dikkee dinañ la ca jàppale képp koo xamante ni say doom amul kayitu juddu wala sa soxna amul kayitu juddu wala yow sax amoo kayitu juddu soo dikkee dinañ la ci jàppale teg la ci yoon duñ la laaj benn dërëm man maay jël di ca def ña lay jël ñi ci jàppale machine yaa ngi fi bu ngeen paree yi mën ngeen a xool ordinateur yi dañoo wut ordinateur wut wifi wut bureau wut ñoo xamante ni internet ñoo xamante ni ñi ngi nii damaa jël inspecteur de la jeunesse mu nga nee toog muy Sidibé wal Sidibé la tudd inspecteur de la jeunesse en retraite la liggéeyam mooy encadrer jeunesse jeunes yi xam na bu baax nu dossier yi def parce que dossier yi da cee am looy remplir li ngay remplir pour nga mën koo xam ab inspecteur ñëw koo xamante ni yàgg naa def mbir yi moo la ko mën a leeral sinon yow da ngay la première fois nga ko gis da ngay lire rek comme man waaye nag koo xamante ni am na ci expérience bi am nekk na inspecteur de la jeunesse yàgg naa def joxe na ay récépissé ba tàyyi defar na ay récépissé ba tàyyi defar na ay projet ba tàyyi su fekkente ni tiim na dossier bi dina xam na dossier bi war a tëdde dina yokk chance ki yore dossier bi loolu moo tax ma jël inspecteur de la jeunesse andi ko dëkkul Thiénaba de Mbuur la jóge Mbuur la dëkk fii la nekk nii rek waaye Mbuur la dëkk waaye nag Thiénaba gisuma fi inspecteur de la jeunesse su ma ko gisoon inspecteur de la jeunesse ci biir commune Thiénaba moom laa jël bu nangoo ñëw parce que da ngay am jot mën a ñëw waaye nag nekk fi waaye moom nag contacté nañ ko nekk nangu naa ñëw nangu naa toog nangu na ñoo jàppale ci liggéey bi maa ngi ko ciy gërëm di ko sant Sidibé ci say taxawaay yàlla na lépp loo defar ci dossier yi yàlla na ko yàlla nangu muy ay financement yu bëri xam naa ni maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen déplacement yi jigéen ñi vraiment rafetlu naa seen taxawaay mëreetu laaj na kees yi présidente kees yi jigéen ñi kees yi borom kees yi ci seen bopp nit ñi bokk ci kees yi dañoo mën a wut dossier individuel bu loolu passé kees gu nekk daa mën a wut dossier du nekk doublon ndax soo wutee ci sa turu kees ga ami këyit ca këyit woowa ca kees ga ngay wutee sa kii mbooloo mi am ca booba bu fekkente ne dépassé na ay 2 millions 3 millions di nga am apport personnel bu la banque ba di laaj
ndax banque dana attention su ma de ba 500000 doo laaj duñ la laaj dara mooy dossier individuel wala dossier collectif ba 500000 bu dépassé 500000 ñu la attention 2 millions 3 millions mun ñoo ko jox ci nen foog nga joxe lii foog nga joxe leen mais loolu sa digganteeg banque bi dossier yi ñuy remplir la da ngay wax bind ni ah d'accord na maa joxe 2 millions bul ma 200000 bul ma dee jox 2 millions bu boobaa bu ne dee jox 2 millions dina ci 200000 yi ngay defar jox la ko loolu moo ca nekk waaye yoon woowu daan ñun mën nañ ñun cee jàppale muy waa kees yi nit ñi nekk ci biir kees yi kenn ku ci nekk dangaa mën a am sa dossier bu paree kees gi ci boppam dañuy ne mën a wutali kayit ñu am seen dossier kees gi moom ko loolu daa mën a nekk ni ko kees gi mën a nekke noonu la ko daayira bi mën a nekkee noonu la ko école arabe bi mën a nekkee noonu la ko ASC bi mën a nekkee groupement bu mën di doon rek mën ngaa am dossier groupement nit ku mën a doon soo amee carte d'identité mën ngaa am dossier kenn nit waaw loolu laa bëgg mu leer ca loolu lépp nag fii saa boo fi ñëwee bu dul samedi ak dimanche bu dul dimanche wala jour fête di nga fi fekk ñoo xamante ni dinañ la tette tegal la defaral la say dossier jox la sa numéro koo xamante ni déposé nañ la sa numéro bañ accepté ko jël ko dañu naan yow sa numéro bii lii la pour nga xam ni avancé na joxe na fay nañ la lii la yow yaa koy xoolal sa bopp yaa koy defaral sa bopp DER moo lay jox sa numéro bu ëllëgee sa DER ak sa numéro carte d'identité la DER di jël nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk fii déposé duñ ci xam dara à moins que nga wax ñu ko ñu bëri am nañu ci DER xamuñu ci dara dañ ñu ko wax képp ndax nit ki mooy déposé nit ki mooy signé nit ki mooy joxe carte d'identité ca banque di jox kenn ca jëlu ko joxul tegulu ko sa carte d'identité même bu sa carte d'identité réer ci diggante bi daal dama wuti carte d'identité waaye duñ la ko jox ca amul carte d'identité kon nag loolu dañ koy yëkkati jàppale nit ñi jar na ko nag lu ko ëpp ndax ndombay tànk yi ma am jàppale gi ma jàppale njàng mi ma jàng li nga xamante ni Thiénaba def na ko ci man li ma ciy def tuuti la par rapport ak loolu. ñu fàllu bi mooy am na ñoo xamante ni seen i dossier jàll na am na ñoo xam ni seen i dossier jàllagul mën naa bañ a jàll léegi ñu est-ce que ñun dinañ ko mën a dajale déedéet ñun mën nañoo proposer ñun dañuy déposer dossier bi bu dossier bi jàllee ñun la sa dossier dugg na numéro baa ngi nii bu dee GIE wala benn groupement ñun la seen dossier jàll na numéro baa ngi nii soo xamante ni jàllul nag yow ci sa bopp di nga xam ni jàllul parce que dañ daal dugal dañ daa am sa email su fekkente ni jàllul nag ñi nga xamante ni jàllul ca bokk benn dëkk man nañ leen ne tey ngeen a groupe nangam ak nangam waaye ci conseil lay nokk rek man nañ leen a conseiller ndax bureau bi da di bureau conseil aussi day conseiller waaye da leen naan ah nu ngeen gisee def nii ba ñooña d'accord ndax ñooña ñoo koy signé ñooña ñoo koy demandé ñoo koy signé ca bu boobaa beneen entité lay doon duutu doonati individuel bi beneen titre lay nekk maanaam titre récépissé wala titre association bi waaye du doon ci titre carte d'identité individuelle bi nga amoon loolu moo tax côté boobu dinañ la conseiller ni la tee ngeen a def nii waaye nag du doon yow kenn képp de groupe bi yëpp lay doon président ba secrétaire bi day am bureau bu ñu normalisé bu boobaa loola dina mën a nekk waaye pour le moment individuel yi gën a bari parce que nit ñi ñoo gën a bëgg individuel kenn ku ci nekk sama dafa gën suñu donc wutal sa bopp am sa xaalisu bopp gérer ko sa bopp ñu bëri da leen a gënal di bokk ay groupement yu demee noonu loolu moo tax côté boobu daan bu fekkente ni demul dinañ leen ne ah demul tey ngeen a proposé lii tey ngeen a proposé lee buñ ca d'accord ñu ànd ci ak ñoom waaye bu fekkente ni gis nañ ñu ñoom itam loolu gënalu leen ñu bàyyi leen xam ne nag demande la waaw kon nag xam naa ni maa ngi leen di gërëm di leen sant ci taxawaay sant ci seen déplacement bi. Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Si elle t'a plu, appuie sur abonner et sur la cloche pour ne plus rater les vidéos qui suivent. Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après.